lu ñu neex la ndaxte mi ngi ko defoon ba ñu inauguré donc Massalikul Jinaan léegi yaakaar naa ma ëpp na at léegi inauguration bi donc mu nekk benn donc way boo xamante ni ba léegi mi ngi d'actualité en tout cas di ko féliciter bu baax a baax ci li nga xamante ni mu ngi koy rek daal di def oustaz xam nga démb aussi dañoo ñàkk ki nga xamante ni moom mooy doyen des juges moom mi di donc Samba Sall démb dafa rek daal di génn àdduna waxoon naa leen dañuy rek daal di joindre l'utile et l'agréable ci wàllu woowu jàppale ne levée du corps bi moom doyen des juges dañu ko amal tey bu 10 heures jotee ci hôpital principal buñ ca noppee nag danañ ko jébbal boromam ca Sokone moom doyen des juges Samba Sall xanaa ñu ñaanal ko rek oustaz. waaw yal na ko yàlla jéggal yërëm ko xaare ko aljana si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax jullit moom bu ñu ko dencee bésu aljuma wala mu génn àdduna guddi aljuma si waxin loolu day nekk loo xamante ni wax fa dëgg yàlla dañ ciy rafet njort te jullit li nga xam ne moom la yàlla bëgg ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko mooy saa su nekk dafa war di rafet njort jëmale si ki nga xamante ni moom moo di mbokk jullitam te dafa am loo xamante ni réew mi ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk boo gisee ma bëgg a taxaw foofu tuuti Adja Dieng ba soo ma ko mayee mooy que démb dama gis yenn commentaires yi ak yenn wax yi si réseaux sociaux yi yoo xamante ni daanaka yu si bëri kenn du ko rafetlu parce que doomu aadama bu génnee àdduna li war si ñi nga xamante ni ñoom ñooy dundandi parce que juge Samba Sall dem na keneen dem na keneen dem na ñeneen dañuy dem ñun dañuy dem kañ la fan la naka la suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko xam kon li nga xamante ni moom la l'islam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko mooy nit ki bu génnee àdduna nga waxal ko la nga xamante ni moom lu rafet la quel que soit alpha parce que sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne udkuru mahasina mawtaakum nee na bu nit génnee àdduna lépp lu ngeen ko xamal si mbaax si yiw su lu rafet waxal leen ko ndax malaaka yi dañuy ñëw di seede te buñ paree dañuy yóbbu la nga xamante ni moom moo di seen ay rapport waaye doomu aadama du génn àdduna nga koy yéene de sofaan la wax boo xamante ni wax bu ñaaw la wala wax boo xamante ni bu ñàkk teggin la parce que dafa am loo xamante ni pour man c'est pas sénégalais ñun xamuñ ko woon te yaruñu si te nekk la nga xamante ni itam suñu diine wala suñu ngor wala suñu aada may nañu ko dafa am juróom yoo xam ne dafa am benn waliyu bu ma sa tëdd gis malaaka mu ñëw ne ko man daal dafa am dama bëgg a xam kañ laay génn àdduna mu ne ko nii si waxin doon bu yoroon loxo dañ naan tàllal na ko juróomi baaraam la maanaam ñu ne ko lu mu si jublu mu ne ko laaj nga ma si juróomi mbir yoo xam ne kenn maîtriser ko ku dul suñu borom subhanahu wa taala boo demee si suratul Luqmaan sa mu jëntal ga yàlla nga ko fay wax juróomi mbir yii képp ku la si wax len na muy doomu aadama rek boo ko ñemee ne ko wax nga li si gannaaw dëgg inna allaha indahu ilmu saa yàlla rek moo xam yawmal qiyaam kañ lay doon keneen xamu ko wa yunazzilul gays yàlla rek moo xam kañ lay taw ñaati millimètre lay taw ak taw bi ban heure lay tàmbali ak ban heure lay arrêté léeg-léeg météo dina ne la tey dina taw si ngoon waaye dina la taw bi 16 heures lay commencé arrêté 17 heures wala 17 heures 30 wala 17 heures 33 du dëgg dafa am loo xamante ni mbiru suñu borom la subhanahu wa taala tey jii nii kenn moo ñu wax nawetu 2021 bi day neex wala du neex 2022 2030 segam dina fekk adduna bi dox ba léegi yàlla rek a xam wa ya'lamu ma fil arham yàlla rek moo xam jigéen ndax bu demee ba am borom kër wala ba nangam ndax dana mu am doom wala du am doom ñi ko amul yal na leen ko yàlla may te mu doon seen jiglaay beneen bi itam ndax buy am doom góor lay doon wala jigéen loolu yàlla rek ko xam science dem na ba man nga ëmb ñu doon la defal échographie wax la góor lay doon wala jigéen waaye jigéen bi ëmbagul amagul borom kër ki juddu tey kan moo mën a wax ne dina màgg bay am borom kër bay am doom yàlla nee na loolu rek man maa ko xam wa maa tadri nafsun maadaa taksibu gadan yàlla nee na kenn si ñun sa ëllëg xamuloo ko maîtriser loolu waxuma sax ëllëg mais léegi rek si kanam tuuti à partir de midi sa gam nañu fekk yàlla nañu si fekk léegi nii sax si kanam tuuti li ngi xew kan moo ko xam yàlla rek a xam wa maa tadri nafsun maadaa taksibu gadan ëllëg yawmal qiyaam itam kenn xamul naka lay demee ku ñu borom bi subhanahu wa taala waaye biñ jara taxaw nag wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut yàlla nee na amul kenn si yéen ku mën a taxaw ne Sénégal lay génnee àdduna wala Burkina Faso wala France wala Amérique wala Makka wala yàlla rek a xam inna allaha alimun xabir yàlla nee na man maa xam man maay expert bi kon nit ñi bu nit génnatee àdduna nañuy wax si moom rafet nañuy wax si moom ñiw nañuy wax si moom baax te kenn ndëkk doo du dee te sa bésu dee jotul kenn du dee te su bésu dee jotul moom démb vraiment commentaire yi daf ma choqué yàlla nee na wa maa kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillahi kitaaban muajjalan amul kenn koo xamante ni da ngay génn àdduna lu dul na man yàlla subhanahu wa taala man maay joxe li nga xamante ni moom mooy
date bi mu nekkal date ba nga xamante ni kenn du ko woote ndax bu dee jotee mënoo fexe doo ci teg benn minute seconde doo ko ci teg benn tierce doo ko ci teg waaye itam benn tierce duñ ko jël ci yow avant wala benn minute loolu la nga siy déggee mooy dafa am loo xam ne si mbir yi loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk nañ ko bàyyi si loxoom te sallallahu alayhi wasallam toog na bés Médine ñu romb ko ak benn niiw mu jóg taxaw saxaaba yi radiyallahu anhum ajmaïn nekk mais sang bi yow kii ñu yóbbu nii di ko denc ji nii bokkuñu ak moom diine mu ne leen bokkuñu ak moom diine dëgg la waaye dañuy ormal doomu aadama jóg taxaw ba niiw bi romb mu door a toogaat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu nekk benn exemple boo xamante ni bu humain la nit ku nekk war si jàng rawatina koo xamante ni yéen a bokk réew yéen a bokk dëkk yéen a bokk sax légal li nga xamante ni moom mooy diine kon nit ñi dañuy rafetal te xam ne ku nekk nag la nga leble rek moom lañ lay fay dee ñëpp si jaar jarul dafa am loo xam ne dafa ko ma ko mos a wax mais dafa reetaan lu may dëggal am na loo xam ne jarul ñaawalaate dee ku ne di nga dégg si lil ndiggaay jarul ñaawalaate de ñëpp a koy dégg te ñëpp a siy jaar itam ndax suñu borom subhanahu wa taala dogal na ko ba noppi te dootul dañ dee la njëkk bind dooru bind li nga xamante ni moom moo di dund xalaq al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan man ne dama bind dee ba noppi dooru bind dund ngir nattu leen ana kan si yéen moom mooy gën a rafet li mooy xam ne moom mooy jëf donc daal juge Samba Sall doyen des juges ñu koy ñaanal yàlla xaare ko aljana yàlla jéggal ko yërëm ko ak mboolem neewu jullit si darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi fi desandi yàlla tënk ñu si njub ba kenn balaa ñu leen di fekk yàlla na yeex nañuy waxalante lu baax ndax nit ku nekk tamit bëgg nga bés boo génnee àdduna lépp lu ñu lay waxal nekk la nga xamante ni lu baax la ñu lay ñaanal borom bi subhanahu wa taala njéggal ak li nga xamante ni moom moo di yërmande waaye waxuma dama bind nit ku nekk loo bind ak loo wax ñoo yem benn loo bind ak loo génne sa kàddu ñoo yem parce que acte bi benn la làmmiñ bi ni muy waxe muy noon bàkkaar noonu la loxo bi di noonu lay bindee noonu lay doone li nga xamante ni moom moo di bàkkaar te yaakaar naa ne fi mu nekk nii lu ñu wàññil suñu ay rëcc la ñuy wax waaye waxuñu la nga xamante ni lu koy yokku la te sallallahu alayhi wasallam foofu laa jeexale jox la jenn ba waxoon na ne nit ki buy dund ak buy dee la yemale lu ngeen ko wax dana ko dégg lenn rek la dul man mooy ibbi làmmiñam tontu waaye lu ngeen ko wax dana ko dégg boo leen ko ñoppatee sax nee na da koy yëg moo tax woon na bu ngeen di sangi neew sax def leen ko ndànk ndax lu ngeen ko def rek daf koy yëg kon wax dinay rafet te ñu xam ne lépp dafa war a rafet ndax ëllëg nettali day am te ku nekk bëgg nga buñ lay nettali ñu nettali ñu rafet yàlla ñu yàlla jéggal defal ñu sutura teranga ak nag àllaaxira ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na jàmm sax si réew mi amin donc oustaz di ko ñaanal bu baax a baax moom Samba Sall wax naa ko sànq levée du corps bi danañ ko amal ci kanam bu 10 heures jotee ci hôpital principal bu ca noppee danañ ko jébal boromam ca Sokone mu rek fekk baax waaye tamit ay bés bi ñàkk nañu aussi ki fi nekkoon gouverneur bu Dakar di Ibrahima Sakho nekkoon itamit secrétaire général bu nekkoon fii secrétaire général bu ministère de l'intérieur ba mu jëlee retraite am nag yàggul dara moom Ibrahima Sakho gouverneur Ibrahima Sakho moom tamit di ko ñaanal bu baax a baax suuf sedd ci kawam moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo génn àdduna ñëpp di leen ko rek daal di ñaanal ci loolu nag dañuy rek daal di dem ba Touba waxtaanee li ci daara yi ak oustaz Mamoun jéene ba comme ni nga ko waxee rek xanaa di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu yàlla leen borom bi subhanahu wa taala dolli yërmande jéggal leen seen i bakkaar te xaar leen àjjana comme ni nga ko waxee rek dañuy dem ci Touba Mbacké quartier Daaru Tanzil fekk fa daara bi ñuy duppee xidmatul xadim di tahfazil quranil karim Serigne Mame Bara Mbacké nekk fa di doom ci Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara doon jàmbaar di bay waaram ci téere bi di alquranul karim ñu demoon fa ci semaine bii rek daat fay nemmeeku daara ja waxtaan ak moom waaye toftal ci bind bi nga xam ne bëgg nañ ko yaatal tey muy mbindum alquran mu am solo lool xaw a tumuraank ci ji jamono mu indi ci ay leeral yi am solo dañuy dem seetaani élément bi suñu del see yaatal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di am mbégte bu baax daara alquran xidmatul xadim ñu ngi ko sax sos ci 11 septembre 2002 ci teewaayu Serigne Saliou Mbacké yàlla na suñu borom yokk ay leeram moom moo ko tuddee xidmatul xadim di daara joo xamante ne bi dafa jóg ngir jàngale alquran ak yar nit ñi ci diine bari na ñoo xam ne ni jàng nañ fi tamit alquran ba mokkal ko di dugg ci école yi jàng ba am bac nekk ci université yi
am na ñoo xam ne tamit daara jee leen formé jàngal leen ba ndee ba am bac ñu defal leen formation pour ñu mën a faj wàllu infirmier ñu nekk ci biir daara ji. daara ji tamit jël na ay emploi yu bari yoo xam ne nii pour di xeex ndool di leen fay yor leen ngir leen taxaw ngir ñoo xam ne dañuy saytu daara ji. yawma nahshurul muttaqiina ila rahmaani wafda wa nasuuqul mujrimiina ila jahannama wirda laa yamlikuuna ash-shafaa'ata illaa man ittaxaza inda ar-rahmaani ahdaa wa qaaluu ittaxaza ar-rahmaanu waladaa. waaw xale yi képp koo xamante ni bii wàcc boo dee jàng alxuraan boo dalee rek am na waxtu woo xam ne buñ fa àggee kenn ku ci nekk da ngay jël sa bind bi nga jàngoon tey suba nga bind ko ci kaye wala nga bind ko ci àlluwa boo demee ba mokkal alxuraan nga beqi ko boo beqee alxuraan ji ba mu àgg nga bind ko ci kayit mooy bind kaamil ndax mbind moom dafay nekk mooy kaamil yi ngeen gis ak àlluwa yi ngeen gis ak kaye yi lépp li ko tax a jóg moom mooy jàng alxuraan bind ko ndax mbind moom mooy tax alxuraan ji sax moo taxit ñu ciy mën a jariñoo te téere yi ñuy jàngee tamit alxuraan dañ ko bind bu bind amul woon ku mokkal dem amatuñ téere bu yàggee téere bi danañ ko wër ci biir àdduna bi te dee su ko gis ndax mbind moom mënut a ñàkk ci biir daara fa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allahu laa ilaaha illaa huwa lahul asmaa'ul husnaa. di am mbégte bu baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naal université bi te lépp xam-xam rek tax koo jóg suñ borom àggale ko ñun it am nañ yéene daara yi ñi ciy tàggat ñu bokk ci ñi njëkk a dugg ci université boobu yàlla ñu ko suñ borom defal ko mboolem jullit barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf sëñ Mamour. wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fawda inna allazina amanu wa amilu salihaati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. macha allah Oustaz Mahmoud. ñu ngi noonu Dieynaba macha allah mu doon jàmbaar lool moom maam Baara Mbacke doon ci seet Cheikhul Khadim buñ ko gisee nag fi ñu ko war a gis rek lañ ko gis ndax maam bu tedd ba ku ne xam ne na meloon ak alquranul karim moom Cheikhul Khadim dafa wax ne bi xidmatil kitaabi wal hadisi yasbitu laa bi dahabi mawrusi kenn mënu koo doon mukk ci ludul alquranul karim kon maam Baara def naa ne teel na dégg loolu tax mu sanc daara ji ci atum 2002 ci ndigalu Serigne Saliou Mbacke mu sancoon ko nag ci anam yu xaw a métti lool ndax wax na ne ci juróom-ñaari taalibe la tàmbale nekkoon mbaaru sàkket ay néegu sàkket waaye tey ji def na ko ay bâtiment def ko ay daara mu bari lim boo xamante ni ña ngi fay jaar di jàng alquranul karim li fa mokkale alquran boobaak léegi toll ci 296 personnes yoo xam ne dañoo mokkal alquran ba noppi la ci ëpp ca ñoom dañuy bind kaamil mooy xale yooyu ngay gis nga xam ne dañuy beq ba noppi bind kaamil te doo ko xool waaye wëlbati ko bindaat ko ci mbind mu rafet daat koy am fuñ ko bàyyi ca daara ja wala ñu jébbal ko sëriñ bi loolu lay doon loo xamante ni lu tumuranke la xam naa dinaa ci ñëw ci kanam di ko ñaanal bu baax rek ndax jàmbaar la da ngay gis ne xale yi nga xam dañoo mokkal alquran ñu ngi leen beraat ñi jàng français di jàng arab te tardewuñ benn yoon amaat ci ñeneen ñoo xamante ni itam daara jee leen jël formé leen ci wàllum bay di leen liggéeyloo weer bu dee ñu leen di fay kon moom mi ngi participer ci ñaar bu jàngalee xale bi mi ngi fexe mu ngi koy tàmmal wala di ko ci encouragé ngir muy dundee loo xam ne lu ko leew la te loolu dafa doon loo xamante ni lu am solo la bind biñ ci sësale nag muy bindum alquran Dieynaba gis ko ci xale yi mu am solo lool ndax kat arab yi dañuy wax ne maa kutiba xarra wa maa xufisa farra maanaam luñ bind rek sax na te luñ bindul moom nit ki bu ko mokkalee lu mu ko mokkal soit mën naa dem wala ba léegi dootuñ ko gisati wala mu fàtte ko kon luñ bind rek sax na luñ bindul moom saxul ba ci suñu mbiru àdduna yi rek boo xoolee liy doxal àdduna ci mbind lañ koy teg ndax alquran daf ñu wax ne yaa ayyuha alladina amanu iza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub baynakum katibun bil adli mu ne bu ngeen di leblante wala ngeen di jëflante seen mbiru àdduna yi sax na ngeen koy bind kon borom bi digal na ñuy bind mu gën a saxalaat bind ne wa inna alaykum la hafisin kiraman katibin maa ngi leen di boole ñu tedd ñoo xamante ni ñu ngi leen di sàmm te ñooñee kat lépp lu ngeen mënti jëf lu ngeen mënti def ñu ngi koy bind kon bind lu am solo la alquranul karim nag moo gën a yell ci lépp lu ñuy bind ndax dañ koo bind ci lawhil mahfuz bal huwa qur'anun majidun fii lawhin mahfuz jëlee ko foofu indi ko ci baytil izza bindaat ko fa waaye wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne aaya bu musaana wàcc rek bu ko jàngee bu ko sahaaba yi déggee dañuy gaaw dem bind ko bind boobee mooy tax ñu bañ koo fàtte tax sax ci jamono Seydina Ousmane defe naa ci lañ dajale alquranul karim ba tey jii alquran dañuy jàng Makka ak yi ñuy jàng Sénégal ñooyam la ko waral nag mooy mbind ba tey suñu jeexatu mag ñu baax ñi booy xool sax li tax ñu gën
leen a xam wala seen i jaar-jaar des fi ba tey mbind ci la bokk ndax koo ci bëgg a xam rek boo yëree mbindam da nga koy xam kon bind defe naa ne lu am solo la ci ñuy doxal àdduna rawatina alquranul karim wala sax nga bëgg a xam yéen sallallahu alayhi wasallam boo jàngee sunu mbindu mag ñi rek da nga koy xam mu xaw a tumbaranke nag ci jamono ndax boo xoolee sunu daara yi léeg-léeg dañuy dem mais dañuy gis lim bu bari dañ fay mokkale alquran ci internet yi waaye day néew ñu wax na la ñaata xale ñoo bind kaamil loolu day jafe te defe naa ne jàng alquran ni mu baaxee mokkal ko ni mu baaxee noonu tamit bind ko baaxee te defe naa ne bind boobu sax moo ñu mën a dimbali ndax moo tax alquran yegg si fii loolu moo ñu mën a dimbali ba xale yi nga xamante ni ñu ngi leen di jàngal ëllëgee bu ñu màggee samp daara danañ mën a bind alquran mën koo jàngalewaat te loolu day très important maanaam dañuy mokkal alquran bi téere bi dañ koy mokkal mais après buñ ci jógee dañ koy bind par tranche c'est-à-dire dañuy bind dañuy xool mokkal ko di ko bind te duñ ko xool booy tari da ngay commencé alif lam mim ba minal jinnati wan naas xam nga loolu tari nga ko ba mokk waaw waaye saa boo xëyee war a bind beqi mooy bind te doo ko xool waaw da ngay jàng lu toll ni rebond maanaam am benn xaaj bi ñu lay jox nga jàng ko donte mokkal nga ko waaye da nga koy jàng dañ naan la jàng ko téeméeri yoon nga ñëw tari ko léegi boo ko jàngee téeméeri yoon nga dem tari ko ba noppi ñu jël téere bi denc jox la aliwa ak daan la demal toog dugal la ci néeg boo xamante ni yow rek yaa fay nekk nga war koo bind maas ko te doo ko xool sànq ba ñu waxee la koy may mooy nga jàng ko sànq ba ñu waxee loolu lan nga tontu woon ba ma la xee ne la xale yi nit ñuy def nii vraiment dafa doy waar. waaw dama ne alquran ñi koy mokkal suñu borom subhanahu wa taala moom moo leen di tànn ndax tey jii li lay firndeel loolu d'abord féliciter encore Mamour ci liggéey bu am solo yi parce que dafa dem si dëkku alquranul karim Touba moom ku ko wax alquranul karim ndax suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala ni mu fonke woon alquran ni mu yëkkate woon alquran waaye itam ak ni nga xamante ni noonu la téye woon li nga xam moo di alquran moom la ne alquran mooy léppam yaa kitaabal karim anta habibi wa xalili wa qabla kunta tabibi nee na ko yow alquran bii yow yaay sama xarit yow yaay sama soppe yow laa bëgg te lépp la nga xamante ni itam si waxin jàqare la woon si man yow yaa ma koy fajal yow alquranul karim moo tax barkeb alquran fu mu nekk rek saawaan baawaan rek lay doon moo tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñi koy mokkal moom moo leen di tànnal boppam di nga dem si daara fekk fa 1000 taalibe exemple si 1000 yooyu faaw am na ñi nga xam du ñëppay mokkal ndëkk toujours na am ñoo xamante ni danañu mokkal tari bind dana ñoo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom lay sopp tamit duñ mën a def loolu mais boo ñëwee si mbindum alquran ni mu wax dafa nekk la nga xamante ni si jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tàmbalee woon ndax buñ ko doon bind xam nga si luñ ko doon bind bu njëkkoon par exemple dañuy fekk benn nu mu dëti omoplate bu gëléem wala bu nag wala bu nangam bu ñu rendi mu wow ñu dem bind si parce que feuille yombul woon disponible wala par exemple ñu doon ko bind si ay xeer wala si ay xobu tàndarma pour di ko mën a conserver sallallahu alayhi wa sallam au début dañ leen doon bu leen bind alquran parce que da doon bañ alquran bi jaxasoo ak xadis bi mu leen doon wax parce que ñu bëri si ñoom jànguñu woon ils étaient des illettrés mais moo taxoon bu njëkkoon buñ daan xeex buñ jàppee ñenn prisonniers si yéefar yi dañ leen di wax ku jàngal fukk si saxaaba yi mooy sa liberté ok donc noonu lañ état bi ñuy jàng di dem di bind ba yéen sallallahu alayhi wasallam génn àdduna Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ñu koy dajale di ko dajale ku nekk la nga jàppoon ñi mokkal andi woon la ñu mokkal ñi bindoon andi ñu mënul jamono Seydina Omar mu ko radiyallahu anhu ba jamono Seydina Ousmane rek radiyallahu taala anhu si lañ njëkk bind kaamil mooy léeg-léeg di nga gis ñu publier bind kaamil donc boo xamante ni amul woon ay tomb amul woon ay maas comme parce que ñoom bu njëkkoon dañ doon bind rek mais daawuñ tomb daawuñu maas yaa ngi dégg moo tax léeg-léeg boo demee si dans les pays arabes am na ñoo xam ne bu njëkkoon alquran dañuy jël benn baat par exemple amul tomb amul maas d'accord arabe tomb yi ak maas bi mooy définir sens mot bi ok yaa ngi dégg ñi jàngee ko nii ñi jàngee ko nii dam naa la jox ñaari exemple yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu maa suñu ko woon ñii jàngee ko fatasabbatu ñii jàngee ko fatabayyanu mais ñaari mooy yëpp ont le même sens d'accord ok donc mooy maas bi mooy ponctuation bi voilà d'accord par exemple yàlla day wax bu leen indilee xibaar surtout yéen journalistes yi bu leen indilee xibaar ni ngeen ko càmbar dem à la source ba xam ndax am na wala amul même bu amee bu dee lu jar a wax la ñu wax ko bu dee lu jarul wax ñu bañ ko wax parce que c'est pas toutes les informations la ñu wax toute vérité n'est pas bonne à dire yéen a koy wax donc loolu dafa nekk beneen étape mais tamit nekk la nga xamante ni boo demee si suratu Yaasin wama afala taqilun am na si Warsh si Hafs afala yaqilun am na si Hafs mais ñun sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee si jamonoom ne ko ñii dañuy jànge ñii jànge ñi mu ne alquran mu ngi wàcc si juróom-ñaari jalak nazala alquran ala sab'ati ahrufin maanaam kii jàngee nii kii jàngee nii kii jàngee nii kii jàngee nii
yëpp baax na parce que c'est des dialectes ya nga xamante ni ñu wuute la donc ba tey jii nii ñu ñëw au 21e siècle ay nit di ko bind si bind bi rafet na ah oui 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 buñ la ko wanoon très teg bien la ko nii da nga naan machine moo ko bind te ay loxo lay doon ay xale yu ndaw la xale yu ndaw mokkal alquran moo tax sëriñu daara yi luñ leen félicité doyul luñ leen jàppale doyul luñ leen teg loxo doyul waaye tamit surtout ku leen teg loxo yàlla teg leen loxo ku tegu leen tegul loxo yàlla teg leen loxo ndax bëri nga si mbàttal la te alquran rek moo ñuy jëriñ àdduna jëriñ àllaxira yàlla ñu yàlla taas amin en tout cas ñoom dañuy def jàng gumba comme duñ koy rek defee yaakaar naa jàngal xale alxuraan ba mu mokkal ko ba mën koo tey tari mën koo tey bind maas ko comme nuñ koy rek waxee donc loolu lu am solo la félicitation Mamoun ci li nga ñu indil ci élément jërëjëf Diène ba xanaa message bi ñu ci bëgg li tax sax ñu gën ko waajal mooy xale bi nga xamante ni mooy aju di jàng di bind dafa am ñaar ñu ko seq muy waajur bi ak sëriñu daara bi temps bi ñu koy may ngir muy jàng alxuraan ba mokkal ko nañ ciy boole waale bind ndax mooy tax mu mën ko waaye li ëpp ci xale yi fi mu toll ni mën nañoo mokkal alxuraan mais duñ mën bind te loolu fekk ci kanam ak kanam buñ bëggee bind kaamil day jafe non dinañ mokkal alxuraan ndax mën ngaa mokkal te doo mën bind loolu mën naa am li ngay jàngee alxuraan nag jël lu yem di ko jàng ñun suñu daara noonu lañ doon def daaree mag ñi itam bi ngay jàngee alxuraan bu bëccëg jotee nga wàcc da ngay dem jël ab xaaj nga bind ko ba ñëwee nga wan ko bu ñaawee ñu jubbanti ko te loolu dafay doon loo xam ne dafay am solo ndax alxuraan mi ngi ñëw ci kanam donte ne léegi moom machine yaa ngi génne ñi ngi bind waaye day jar nag suñu doomi réew tout tànk yi ñu jàngal leen bind buñu demee ba nekk mag nag fii juróom fukki at ñoom buñu sancee daara mën a jàngal tamit xale yi bind nekk loo xam ne dafay gën a sax dina ci am solo bu baax a baax jaajëfal bu baax maam Baara nag di ko jaajëfal ndax jàmbaar la wax dëgg yàlla nit ñuy waxee bu ñu ne ko waxal jafe-jafe daara dana déet moom mënul wax jafe-jafe ndax ba muy metti da caa newoon ba tey jii nii daanaka dafa ñafe ba am léppam kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal fi mu bëgg daara ji àgg fa yàlla na ko fa borom bi subhanahu wa taala àggale xale yi fay wattu alxuraan yàlla nañ ko mokkal te barkeel te lépp lu mu dugg yàlla nañ ci yàlla jàppale amin Mamoun amin donc ci li nga indi chaque fois dañ la ci rek daal di féliciter parce que c'est très très important tey di gis li nga xamante ni moom moo xew ci biir daara yi 9h jot na non 10h jot na ba teg juróomi simili waxtu wa rek mi ngay dem xam ngeen ne 11h pas cher daa war a ñëw kon pour def yeewu leen plus ñi ngi préparé nag programme bu am solo ci weeru koor gi ci ginnaaw donc du côté de la production ñu ngi koy rek daal di togg pour bu ñu ko mënee yekk incha allah ci weeru koor bi mu nekk yekk wu neex a neex a neex a neex ñu koy xaarandi comme ni ngeen ko xamee télévision Futurs Médias ak ay programme am yu am solo donc ci weeru koor gi laata ñuy dem rek xool équipe nationale bu ñi am laago ci wàllum tëx ak ci wàllum muuma dañuy rek dem ba Kédougou foofee nag soxna yi dañoo am une façon bien particulière donc de faire le linge maanaam fóot bi donc dañ koy defee ñoom ci seen mënin waaye aussi ci seen cosaan ak seen aada Bessel. dëgg la jëna ba na nga ko waxee du ma ci teg dara noonu la ñuy dem ne dem seetaani élément bi. ngeen fi ñun Kédougou nii la ñuy fóotee ci xeer yi la ñuy ñëw di fóot même buy taw pour ñu mun a fóot yére bu ñu set ndax fii lañ leen di mun a kiyee di ko bomb même buy taw loolu duñu tax a tere ñoo fóot ñun liggéey lañu xam à chaque fois nii rek la ñuy def ndax fii day taw rek ak vertu bi mun na taw fii ba 4 jours moo tax it duñu mun a tere liggéey tàmm nañ ko ba pare. Nos régions sont vraiment donc très riches
xoolal kii ni muy fóotee rek xam nga mi élément baa ngi daw mën na la bàyyi yére bi du xotteeku. non du xotteeku xam nga bu njëkk ba maanaam tey boo demee Kédougou wala dem si yenn ay Fuuta yooyu. dañuy dem ci géej gi yóbbu yére yi fóot ko mais ñoom boo demee côté Kédougou bi xeer bi la ñuy fóotee. donc dañu du leen gaañ du leen def dara mais ku nekk aussi ak système bi nga xamante ne noonu ngay utiliser objet bi nga xamante ne moom nga nekk di fóotee donc dañ koy tàpp nii ba pare jël ko di ko def nii. di ko glisser en fait ci xeer bi. moom mooy gën a set sax ci ki nga xamante ne da ngay fete. d'accord waaw donc ñoom noonu la ñuy fóotee mais ci biir loolu tamit Dieynaba boo xoolee ni ci nawet la tombeloon bi ñu fa demee woon nawet la tombeloon donc ndox mi ndoxu taw la woon dafay am partie yoo xam ne ndox mi foofu lay jaar pour mu dem ci chute d'eau yi foofu la ñuy nekk noonu di fóot mais si biir loolu dafa nekk cosaan boo xam ne dafa yàgg xam nga ku xam xeer xam ne dafa bokk yaakaar naa ci dundum doomu aadama te bu ñu demee Màkka gis nañ ci goret bi yonent bi fi mu nekkoon fi mu ko làkkatoo woon nee nañu tamit si biir loolu booy fóotee sa yére ci xeer ay cat ay làmmiñ yooyu yëpp dalay tax ba du la dal boo solee sa yére voilà donc dafay tax tamit nit ki dafay gën a ubbeeku ci loolu moo tax ñoom ñuy dem di fa fóotee ci xeer mi du question dem fóot nga bañ a waa Dakar yëpp dañoo nar a xëy Kédougou suba waaw mais il faut mu nekk xam nga xeer yu xonk yi la nag pour ñu bàyyi si xel tamit dafa am différence. voilà dafa am différence. waa Dakar yi suba ñoom ñëpp ñu xëy dem Kédougou. waaw nañu dem ñu ngi foofu toog di leen xaar moo tax nag ñu koy jël di ko fóote ba pare Dieynaba xam nga tey da ngay gis jigéen mu am bébé rawatina doom bu jigéen ñu jël ay laytaayam di ko fay bàccee. ok dafa am tamit leneen lu ci nekk dafa am benn secret boo xam ne ni moom moo ci nekk dañuy mën a dëj li nga xamante ne moom mooy xale bu jigéen bi. dañ ciy dëj xale bu jigéen ba nga xamante ne tey defkatu ñaawteef yi tey bu ñu demoon ba bëggoon yegg ci seen kaw duñ ko mën. d'accord ok waaw parce que loolu tamit dafa am secret boo xam ne ni moom moo ci nekk moo tax des fois da ngay gis wala ñu jël laytaal xale bu jigéen bi dem dindi xeer bi def ko ci suuf maanaam ñu bës ko. mooy xeer bi ñuy fóotee nii. xeer bi ñuy fóotee nii xam nga boo bësee moom nit moom mbaa di nga ko tant que yëkkati woo ko xam nga mënoo ci moom dara. dëgg la waaw loolu donc yooyu yëpp dafa nekk ci ay secret yoo xam ne ci laytaay ba lañ koy commencé. waaw ci commencé waaw bi muy nekk liir. ok bébé ci lañ koy commencé jigéen su fekkee góor tamit pour mu bañ a mooy. am na noo xam ne nii tamit noonu lañ koy defee dañuy tari Fatiha am luñ koy def ba nga xamante ne kooku tey bu nekkee ba nekk mag du def li nga xamante ne moom mooy naka sudul noonu donc moo tax loolu yëpp. bul waxee secret yi. ah bon surtout pour góor yi waxal pour jigéen ñi waaye bul wax pour góor yi. am na loo xamante ni am na jël nekkul la nga xamante ni lu lislaam bañ la tey jii boo ko jëlee boole ko ak la nga koy boole si alquranul karim képp laa la wax. bu dee da nga am doom bu jigéen nag mu nekk xale boo ko defalee si kanamam nañ ma jéggal si kàddu gi dañuy jàngale rek góor bu ko tiim. te nekkul borom këram di yëg boppam. waaw dëgg la. am na ci boo xam ne tamit te du baaraam bii ngay jël def ko ci jumbaxu xale bu jigéen bi donc ay secret yoo xam ne duñ ko non mais secret nag da ngeen koy wax nag comme que nag vraiment commencé nañ ko woon secret nga nañu wax. léegi lu tax ñuy junj déedéet am na tamit boo dama ne junj daa amu fi tey wax leen soo mu amee leer su fekkee non xam nga tamit nañuy gestu tamit lu am solo la wala ngay dem tamit di gis ñi nga xamante ne dañoo am xam-xam nga toog ak ñoom xam nga bu njëkk ba lu tax ñu doon bàyyi mag yi nekk ci biir kër yi suñu maam yi da ngay dem sa maam jàngal la lan mooy àdduna dëgg la wala du dëgg ñu xamal la lu bari ñu naan la tey waroo diri sa tànk waroo woddoo nii sa sër dafa am lu ci nekk tey boo amee doom bu jigéen yow war ngaa xam tey sa liir am na loo xam ne baaraam bii ngay jël am looy tari def ko si jumbaxu xale bu jigéen bi du musa mooy dogguma la gis nga li nga andi nii dafa amati solo parce que ñun ñëpp suñu ay maam si yi la ñu tàmbalee maanaam nit da ngay dellu si sa source di gëstu di laajte pour mën a xam mais émancipation ne veut pas dire bàyyi sa culture wala sa aada wala sa cosaan gannaaw déedéet Senghor lu mu doon wax ouverture enracinement du dëgg ubbeekul mais tamit li nga xamante ni moom na nga ko fonk l'islam gis nga bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jox ko
am na la nga xamante ni aada la woon ak cosaan si arab yi bii l'islam ñëwee xam na lii c'est compatible ak l'islam da ko bàyyi ñu ànd ak ñoom di wëy ba tey ba sànq ba léegi du lépp la nga xamante nii rek ñëw nga ba émancipé rek da ngay jël nga sànni si poubelle bi déedéet tey jii nii yaa ngi indi li man maa ngi xalaat li nga doon nag tourisme local bi pourquoi pas ñun duñ dem si suñu région yi dem ressourcé wu su si nekk tey jii dañ koo wax boo toppee sa ay maam nga xam ndax yow Kédougou nga jóge wala yow yaa ngi jóge Tamba wala yow yaa ngi jóge Fuuta wala yaa ngi jóge feneen te jàngale yii sax doguma la oustaz jàngale yii sax boo demee ba ci ñoom foofu lay gën a neexee parce que boo demee ba yegg si dëkk ba ñoom dinañ la wax exactement lu nekk xeer bi lañ lay jëriñ nit day xam boppam da ngay xam sa boo bopp demee foofu da ngay xam sa bopp ba xam sa maam xam yow yaay kan fan la bàyyeekoo gis nga boo ñëwaatee réewu taax gii doo fuuy doo beew doo yëkkati ay mbagg koo gis duñ ko respecté doo xet kenn doo yëg sa bopp koo gis nawloo ko mais tey jii nii bu fekkee ne da nga dem ba émancipé jàppane tey jii nii say maam dañu arka yi woon dañu tànn dañu nangam dafa baax ngay dellu si source bi dina ne man sama maam li la doon daj sama waajur li la doon daj kon de man de war naa gën a góorgóorlu parce que tey jii nii am na commodité yoo xamante ni sax ñoom amuñ ko woon yow suñu borom subhanahu wa taala yombalal la ko dana tax tey jii nii doo beew doo fuuy koo gis di nga ko jox cër te loolu dafa nekk loo xam ne sénégalais bu ne mooy comme li Bessel di wax voilà comme di Bessel di wax aussi gëstu bi c'est très important parce que voilà gëstu bi gëstu jéena ba dafa am solo xam nga man tout le temps suñu waxee sax man may cat dañ may naan yow dangaa dooja mais des fois bu ñu soxlaa dara dañuy ñëw ci man di ma laaj ñu ne ma defaral ma lii wala defaral ma lii donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo tey exemple boo gisee ñuy wat liir ñuy jël leket jël lamset jël coton jël saabu jël dugub jël ceeb def ko ci leket bi dafa am lu tax ak xorom waaw ak nu mu tudd ak suukar waaw dafa am lu tax ñu koy def si leket bi pour ñu wat xale bi te loolu bu paree dafa am nuñ koy takkee am nuñ koy def ba yaakaar naa sax ne saabu bi sax ki nga xamante ni moom moo koy jël moom mooy jël saabu bi ba pare lamset bi tamit doo jël sànni ko n'importe où karaw bi aussi dafay am léegi lan moo tax bu njëkk ba jéena ba nañ ma jéggal ci kàddu bi parce que tamit dañuy waxtaan jumbaxu liir buñ ko daggoon dafa am fuñ ko doon suuf nit ku nekk sa jumbax am na foo xam ne foofu lañ ko war a suuf des fois di nga dégg nit ñu ne la Kolda nga juddoo ñu ngi suulee sa jumbax Kolda dafa am lu tax pour nga xam yow fan nga cosaanoo fan nga dëkk d'accord tey boo demoon ba jaaxle wala leneen dañ lay naan dellul fa nga cosaanoo ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jóge te des fois li lay faj sax des fois li lay faj nga wër àdduna yëpp fay ci ay milliards ay millions li lay faje gi nii ci sa dëkk ci sa te xamoo leen yàlla bu leen yàlla def gis nga ñëpp yi soriwul de boo defee nii rek da nga koy gis boo waxee da ngay gis c'est parce que nit ñi comme li nga wax léegi dañu tayal ñii fuuy nañu ñii beewu nañu ñii xamatuñu seen bopp te ba pare dañuy naan dañu jël yëfu maam ñu fàtte ko ñu naan non loolu dafa xewi mais dafa am loo xam ne ni xewiwul nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñuy dem di gëstu ku nekk na nga xam sa cosaan tey culture boo dem rek am nañu seen culture am nañu seen cosaan ak seen aada mais xam nga li gën a neex tey si cosaan yi bu ñu foog ne lépp dafa nekk loo xam ne diine amu ci parce que tey boo demee sax maire yi bu ñu lay defaral fatiha la ñuy tari ba pare dañuy tari bisimilahi rahmaani rahim defaral la liñ lay defar ñiy tari ay saar ñiy tari seeni jat def ko te yaakaar naa ne comme ni nga wax rek yonent bi nee na lépp loo xam ne rek diine cosaan boo xam ne rafetal na ànd ak diine kon nit ñi war nañ ko war a mën a pratiquer kon nañu dem rek daal di jël tey bu fekkee nawet jot na nga dem fa premier taw bi dafa am ay garab ay xob yu ñuy jël boole ko ak moom tari say saar ñu jox waa dëkk ba ñëpp sangoo ko pour loolu na la pour nga ñu mun laa musal ci li nga xamante ne moom mooy feebar yi am ci ay nawet wala nga jël tamit ndox moom mu dem wesi ji ko si sa tool ak yeneen ak yeneen pour mu gën a naat donc nañu gëstu daal bu baax a baax li nga xamante ne jéena ba moom mooy suñu cosaan ak suñu aada wala bu ñu gis diw di fóot rek nañu xool fóot bi lan moo nekk ci biir ndaxte mag yi dañoo bari secret yàlla dañoo waar nee naa la sànq di nga tax waa Dakar yëpp boobu bàbbeeku ñoom ñëpp dem kon ca Kédougou wala dem wuti xeer pour rek daal di fóot parce que xam nga sama genre yi ñoom dañoo xaw a méngoo léegi ak jamono ay machine à laver la ñuy jël mënatuñ sax fete xam nga yenn saa ngay fete sax di dóoraale pan bi muy def toq dafa di waaw muy fuur yooyu noonu léegi xam nga sa genre yi defatuñ ko mama mun yow xanaa mënoo wax ku ñuy wax Anas waxal radiyallahu anhu dafa nekkoon di liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam pendant 10 ans dafa am benn jour muy taw sallallahu alayhi wasallam yekki mbuum ndox mi
ba taw bi tooy si moom bu baax a baax ñu ne ko lu tax nga def lii mu ne parce que suñu borom la bàyyeekoo te lépp loo xam ne dafa bàyyeekoo suñu borom rek day jariñ moo tax mag ñi première taw nawet bu jot dañ ciy doon fóot dëgg la fóot ko sangu si ñun dañ koy denc sax ñun fii ci xombal bu soriwul gi dara rek bu mu première taw bi dañ daan denc da nga daan denc premier ndoxu taw bi. d'accord waaw dañ ko daan denc mais léegi moom comme ni nga ko waxee rek. en tout cas cosaan la li may mujjee rek mooy que ne ñi nga xamante ne ñun ñooy waajur yi jigéen yi ku ci am sa doom bu jigéen. ak bu góor da nga koy sàmm. parce que c'est dangereux quand même de penser toujours que doomi jigéen rek la ñu war a sàmm. doomi góor yi tamit dañ leen war a sàmm. parce que am na ay góor yoo xamante ni c'est-à-dire que tellement que na ma yàlla baal lu ñu am rek. c'est-à-dire que duñ ko yemale ci seen njaboot feneen lañ koy jox lañ koy liwee ñooñu tamit il faut ñu xool ci seen mbir tuuti. njaboot daal d'une manière générale. c'est ça d'une manière générale góor ak jigéen kay sàmm góor moo ci yem ak jigéen parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañu. te cër bii góor am moom la jigéen am si l'islam. tey seen bopp te li ñuy faral di wax jigéen matul ilimaan waaye ilimaan boo fi gis jigéen ay kon loolu dafa war a nekk loo xamante ni ñëpp dañ si war a bàyyi xel. te ñu xam ne ay responsable lañ xale nag doo ko jur ba pare te doo ko yar te nit ñi dañuy jaawale ñaar yërmande ak yàq sa doom xale boo ko yërëmee doo ko yar moo tax ñu ne xale xamul yàlla mais xam na yar il faut nga koy teg ci yoon en tout cas daal li ñuy wax rek mooy que ne doom moom balaa mu laa jooyloo nga jooyloo ko jéenab jooyu xale gën jooyu mag dañu sàmm kon njaboot gi bu baax a baax mag yi am na lu bëri lu ñu fi rek daal di teg donc nañ ci rek daal di topp ay émission yu mel ni horaire bi yi rek la ñuy découvrir loo li nga xamante ni peut-être xamuñu ko ñi nekk kon ci réew taax yi te nag vraie valeur vraie richesse kon bu ñu mën a am ci mim réew donc ci réew yi ci dëkk yi gox-goxaat yi nekk ci biir réew mi donc la nekk nañ ci bàyyi xel bu baax a baax merci Bessel yow mi ñuy découvrir loo donc chaque semaine li nga xamante ni moom moo xew kon suñu biir dëkk waxtu wi nag moo nekkoon waxtu wi ñu nuyu Sophie xanaa kon ñu nuyu Sophie rek ñi nga xamante ni en tout cas marqué nañu daal franchement moom tey moom nekkuma moo tax fi mu ne nii yéen a ngi mel ni non tey moom nekkuma ku nekk ngi toog rek tey moom jàpp nekkuma sa ñaaw waa rédaction ñoom ñëpp depuis sànq ñi ngi ñëw di yëndu waa administration ñi ngi ñëw di yëndu ma ne leen tey Sophie ne Sophie kat amaloon gars yi ne Sophie kat moom bi mu ñëwulee itam Sophie wax dëgg yàlla waroon nga yebal benn traiteur rek. man ma wax loo traiteur bi man sax ma wax loo traiteur bi. waaw mun naa wax loo traiteur bi waaw. waaw yow ñëwoo traiteur bi ñëwul. abandon la rek abandon. ah Sophie saa nga may woon naa ma waa nuyoo leen gaaw ndax ma mën a génn dem donc voilà donc Sophie waxtu wi nag moo nekkoon waxtu bi comme Sophie newu fi ani Libin. waaw ana Libin de ma nga fële toog. donc Libin na ñëw kon mu daal di rek tuuti. en tout cas Sophie ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waxtu bi moo nekkoon sa waxtu suñu xel kon dem ci yow 10 heures jot na ba teg ñaar fukki simili ak benn dañuy ànd ak ñaatam ba nag léegi ci rubrique bu am solo moom itamit bu muy indi saa su ne nee naa moom ambassadeur la ci rek lu muy daal di yëngu du lundi au vendredi bu nekkee ci 17-18 vendredi ci suba nag mu ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy rubrique décomplexé jàpp sa fula nekk na rubrique bi nga xamante ni léegi incontournable ndaxte ñiy dund léegi ak handicap ku ci bëgg wax sa soxla wala ku ci bëgg am visibilité ci li ngay def automatiquement ñaatam ba ngay rek daal di xalaat sant yàlla bu baax a baax merci alhamdulilah kon Dieynaba sant yàlla di wax rek ni dañ ciy gën di gëstu di ci gën di découvrir ay mbir yoo xamante ne sax xalaatuñu woon ne am na ci ndax fédération internationale des sourds man defoon naa ni amul sax ci àdduna parce que maa ngi koy doog a dégg pratiquement donc xamoon naa ni am na ay fédération yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu football beeg di yóbbu gaay ñuy defi ay maanaam coupe du monde coupe d'Afrique ak yooyu yëpp ndekete ñoom ñu ngi ci bu baax a baax loolu sax a tax waa Mali ñëw fii daal di jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy waa Sénégal kon duñu déglu rek lu ci ki bokk ci encadreur yi di Mamadou Fall ñu seetaan ko dellu si waat ci plateau bi. Aïcha. compétition de football mu ngi fi am parce que ñoom dañu am ay activités sportives yu bari yuy def mais c'est nit ñi yëguñu ko nit ñi xamuñu ko c'est pas visible voilà recevoir nañu fi la semaine dernière l'équipe nationale du Mali malien yooyu seen équipe boobu c'est l'État qui a pris ça en charge bi ñuy ñëw ñu ngi indi benn bus boo xam ne seen première dame moo leen ko jëndal
voilà ñoom dem nañu Ghana gagné leen dem Togo gagné leen donc yàgg nañu def ay compétitions internationales mais ñu bari yëguñu ko xamuñu ko ñoom am nañu un championnat national bu ñuy organiser fii chaque année def nañu jóge ci plusieurs éditions am ay matchs amicaux yu ñuy def démb rek amoon na finale bu ñu doon def entre Pikine ak Parcelles Pikine moo mujj gagné tir au but bon donc ñoom fi mu nekk nii ñu ngi préparer benn championnat d'Afrique boo xam ni Kenya lañ koy organiser du 11 au 25 septembre 2021 voilà loolu nag la ñu bëgg au moins autorités yi yëg ko xool naka lañ leen di accompagner et là nous nous adressons à la Fédération sénégalaise de football au ministère du sport aux collectivités locales ñu xool ni naka la ñu mën a jàppale nii. C'est dommage parce que sentiruñu l'implication du ministère des sports parce que ñoom nii la Fédération sénégalaise de football voilà Fédération sénégalaise de football sentiruñu seen apport le ministère du sport aussi sentiruñu seen sport seen implication et seen soutien voilà alors que c'est une compétition de football sur le plan international normalement qui doit dépendre des compétences aussi de ces des structures. Comme ñoom c'est des cas sociaux les handicapés le ministère de la santé et de l'action sociale moo leen di appuyer chaque année ci seen finale yi ñuy def au niveau national et au niveau surtout au niveau régional tout ce qui est trophée tout ce qui est récompense médaille et tout ministère de la santé moo leen koy jëndal tout le matériel et puis avec une enveloppe financière. Au niveau de Pikine aussi il y a la mairie de la ville de Pikine avec le maire Timbo qui les subventionne qui leur accorde une subvention et qui les accompagne aussi ci seen activité yi. Voilà joueurs yi pare nañu parce que récemment la semaine dernière recevoir nañu l'équipe nationale des sourds du Mali boo xam ne nii ñoom bi ñu demee à l'aller dañ leen gagné woon 3-1 retour bi ñu recevoir leen ñu match nul 0-0 te équipe bu malienne boobu dem na Ghana gagné leen dem Togo gagné leen c'est une équipe très compétitive waaw mais bi ñu ñëwee fii au moins sunu gars yi góorgóorlu lañu ba tenir leen en échec te boo gisee seen compétition parce que la finale qui a été jouée hier bi ñu fa demee vraiment on a vu de la qualité ay joueurs yu baax ñu ngi fa. sunu dernier mot daal moom mooy on sollicite vraiment un soutien de la population sénégalaise et des autorités sénégalaises ñu jàppale leen parce que ñoom c'est une frange de la population laissée en rade bu ñu leen indilaat beneen handicap encore ils ont déjà été handicapés comme ñu ngi def di góorgóorlu bay bokk ci li nit ñi di def nañ leen ci jàppale soutenir leen jox leen ay moyens waaw parce que nit ñi bu ñu leen bàyyee aussi ñoom ñu ngi dem ak seen bopp mais nag on aurait vraiment souhaité sentir le soutien populaire waaw un accompagnement waaw que autorité yi population bi personnes ressources yi bonne volonté yi ainsi de suite parce qu'ils en ont besoin. seen match bi sax dafa set en fait donc nit ñi nii voilà dafa set macha allah. donc di gërëm di sant tonton Mamadou Fall nijaayu Maymuna Bambaloo la. ah ok donc ñu ngi koy remercier parce que dafa baax aussi ngay am ay nit ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di waxal di leen plaider. di fàttali également que ni Sourds olympique d'été 2022 reporté nañ ko ma ngay am ci Brésil du 1er au 15 mai 2022 boobu ba tey di fàttali rek ni ñoom bu ñu nekkee di góorgóorlu di bokk ci compétition yu mel nii yàlla dafa def dañu am jom rek am fulla ba pare décomplexé man loolu laa ko jàppee parce que tey jii am na loo xamante ne tey ñi nga xamante ne dara jotu leen ñi ngi ci dëkk bi bu ñu waree génn wala bu ñu waree dem football yi ñëpp a koy dégg riir mi day bëri que mu ci télévision yi ci rajo yi fu nekk et je pense que bu ñu amee équipe nationale bu mel nii boo xamante ne tey jii day dem di ñu représenter un peu partout déjà am nañu laago donc bu ñu leen dollil beneen laago mooy bañ leen a toppatoo bañ leen a toppatoo boobu nag moom mooy indi deuxième laago bi parce que tamit ki nga xamante ni moo doon traduire wax na ko ci suuf te loolu nekkul loo xamante ni lu ñu gënal la ndax équipe bu Mali bi nga xamante ne ñëw na fi Dieynaba pour ñëw football ak ñoom def benn match amical pour préparer Coupe d'Afrique bi ñuy ñëw seen première dame moo leen abal bus moom la ñu ànd ak ay autorités ñu dag leen dans de très bonnes conditions moo leen jëlee Mali ba Sénégal waaw mais bu dul dara rek xam nga tamit Mali il faut voir pays yi ngay xool aussi bu doon koo xamante ni même bu dee cherul aussi ñoom tey ndam la ci ñoom ñu ne tey suñu première dame tey moom moo ñëw andi bus bi moo ñu ko abal wala moo ñu defal lii moo ñu jox lii moo ñu jox lii donc je pense bien que tey jii bu ñu waxee loolu également c'est juste pour ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ñu gën a jàpp rek
ñu gën a jàpp ci li nga xamante ni moom la ñu moomal suñu bopp parce que ci réew mi la ñu bokk ñun nag dañuy wax rek parce que ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem sur le terrain ñoom ñooy représenté ñëpp gis nañ ministère de la santé nee nañu tey jii ñoom fu ñu taxaw ña nga fa ñoom ñoo leen di toppatoo ci lépp loo xamante ne nii am nañ ko muy ay jafe-jafe sant nañ leen bu baax ministre des sports ñu ngi leen di ñaax également ñu gestu leen parce que tamit ay xale lañu te déjà am nañu laago muy duñu dégg mënuñoo wax waaye tamit yàlla jox na leen xel ba pare jox leen li nga xamante ne mooy doole ak kattan bu ñu demee di jouer du football parce que seen benn cër manqué wul donc je pense que mën nañ leen a jàppale bu baax donc appel la boo xamante ne dañ koy def à l'endroit de tous ces sénégalais yu ñuy seetaan pour ñu jàppale leen di fàttali rek ni ñi ngi doon amal match def nañ benn tournoi de foot fii ci Pikine ak Parcelles Assainies ñoom ñoo ci jàkkaarloo woon ñoom ñaar 2-2 la woon donc Pikine moom moo raw gàddu gi ñu leen di féliciter bu baax a baax fii nii ci Pikine Pikine Babacar Fall moom moo gagné waa Parcelles Parcelles Assainies waaw te équipe yëpp nag ay suur lañu Babacar wanati na doole loolu dëgg la temps yi moom mooy xale état macha allah. gis nga ko donc su koy Koli mi doon traduire moom enseignante la foofu ci école bi Sidi Sougou moom moo àndoon ak ñoom di directeur école bi donc ñu ngi leen di féliciter encourager leen encore une fois remercier Mamadou Amadou Fall mais ñoom seen fédération bi affilié wul ci fédération sénégalaise de football. mais si en fait fédération internationale la moo xam ñoom ñooy organiser donc bu ñu organiser day mel comme si tey Sénégal tey ñoom dañu am équipe Mali am équipe Guinée am équipe keneen ak keneen donc c'est une fédération donc tey ji fédération bi bu dee teg nañu ko tey ñoom bu ñu amee match ñoom équipe nationale bi ñoom ñoo war a dem ci ministre des sports wala ñoom est-ce que li ñuy laaj kay mooy est-ce que fédération boobu am na relation ak fédération bi nga xamante ni ñi ci football amuñu benn laago loolu laay laaj parce que tamit ñoom tey ji man de comme ni ma leen ko waxee dégg nee naa leen seen communication peut-être des na parce que man musuma dégg sax ku ci waxtaan wala ñu mais dañu rapproché wu ci ay ñu mel ni Cheikh Tidiane Diagne bu RFM Malal Junior Diagne mais aussi y a association bi ëmb presse sportive bi waaw ñoom tamit xaral nañu loolu ci wàllu woowu nañ leen jege comme ça ñoom tamit laa leen wax mais tamit li ma leen wax rek jéy na ba xam nga tamit ñiy dund ak laago lu ci gën a bëri dañuy nii la ñuy def nii c'est-à-dire man miy liggéey ak ñoom maa ko xam c'est-à-dire lu ci gën a bëri ñu rasu te loolu moo kiwul wax naa leen ko démb c'est-à-dire boo bëggee ku la dimbali da ngay dem vers les gens da ngay dem ci nit ñi pour ñu jàppale la du ma ni rek nit ki dafa war a jóg ñëw jàppale parce que ki xamul tamit mënul ñëw jàppale la donc tey ji ñoom ñoo war a dem tàllal seen loxo dem fi ñu war a dem pour nit ñi mën leen a gëstu jàpp ci li nga xamante ne moom la ñuy def parce que ci Sénégal la ñu bokk aussi voilà donc gis nga seen photo yu rafet yi donc gis nga ko Oustaz yaakaar naa ne comme lu ñuy wax rek laago moom généralement du la rek tere daal di dund sa dundoo ndaxte lu ci gën a bëri ci gëm yàlla la bokk waaw xam nga comme ñaatam li mu indi ñi moom dafa am benn ci xeetu handicap yi bu leen dal muy mën a addu nit ñi di leen dégg te loolu dafa nekk loo xamante ni du seen coobare waaye borom bi subhanahu wa taala la neex mu doxale noonu xam nga yàlla du dafa xarañ est-ce que xam nga ne yàlla yónni na nit ba pare def làmmiñam takk c'est vrai yonte yàlla Moussa alayhi salaam waaw boole ko ak frère am Haaruna te yonte yàlla Moussa alayhi salaam moo ko ñaan ne ko yaa ngi may yebal si Firawna kilifa la te xam naa ne am na doole te bari na kàttan te man mii sama làmmiñ setul sama rakk jii di Haaruna moo ma gën a set làmmiñ boole ko ak man su ma demee comme moom su ma waxee dina ma comprendre mu mën a jottale li nga xamante ni moom laa bëgg a wax dëgg la du dëgg kon suñu borom subhanahu wa taala loolu lañ siy jàngee mooy yàlla amul xàjj amul seen ñëpp la yemale du dëgg yonte yàlla Moussa alayhi salaam am na sax ñu ne dafa ñuuloon am na ñu wax loolu mais allahu alam ak lu si mën a am mooy que ne réew mi c'est tout un ensemble ñun ñëpp ñoo ko bokk ñi nga xamante ni ñoo wéer amuñu benn laago ak ñi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala daf leen nattoo laago ñoo yem ci li nga xamante ni moom moo di si réew mi yaa ngi dégg carte égalité des chances ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais tey jii nii nañu leen gën a jàppale nañu leen gën a taxaw parce que tamit si réew mi la ñu bokk te il faut ñu am bàyyi xel ñun ñëpp benn affaire mooy que nous sommes tous des handicapés en sursis. dëgg la tous mën naa xew. nit tous sans exception. nit yeewoon na ak ay tànkam te gontoowul ak moom. nit yeewoon na ak ay gëtam te gontoowul ak moom. nit fanaan na ak ay loxoom te yeewoowul ak moom. loolu lépp suñu borom subhanahu wa taala moom moo koy dogal saa yu ko soobee. kon bu yàlla dogalee am ñoo xamante ni xëy na yàlla dafa def
ñu nekk si réew mi mu teg leen li nga xamante ne moom moo di nattu ak bu mu mën a doon li war état mooy mu jàppale leen comme ni muy jàppalee ñëpp réew nag bu fekkee ne da nga bëgg muy dox da ngay fexe ba discipline bu mu mën a doon ak domaine bu mu mën a doon ñëpp bokk si li nga xamante ni ñoom ñoo si li nga xamante moom moo di chance ñëpp yemale parce que li ñuy fay impôt li ñuy fay tax ñun Sénégal yi ñëpp ñoo ko bokk dafa am benn bés ndeysaan imam Assane Dir yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ki may wax ni ak yaayu Khalifa Diakhaté ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan Khalifa Diakhaté men waaw ak ndijaayam mais moom mooy sama sëriñ génn na àdduna le 15 avril bi suma doom lay am 5 wala 6 ans yàlla na suufu bele laan oyof si kawam si jàllewaat njabootam yëpp Chérif Ndiir maa ngi koy nuyu sëriñ bi am benn jour julli jumaa ba pare mu ne dafa am xale yu fi yónnee ne nañ leen ñaanal nañ leen ñaanal rek nee nañ dañuy dem final Oscar des vacances te comme si dëkk bi lañ bokk nañ leen ñaanal rek maanaam c'était un peu comique mais am na benn message bu muy jàllale foofu mooy que ne ñun ñëpp ñoo bokk yëf te ñun ñëpp ay doomu aadama ñun ñëpp nañu fonkante ñun ñëpp nañu respectante bu neexoon yàlla li mu teg nii mu teggi leen ko teg ñu ko de te kenn du pipe benn mot ñëpp patta la ñuy def parce que yàlla kenn gi su ko bay régler sa compte ak moom mooy régler compte yi saa yu ko neexee kon nañu rafetal mbir yi te jàppalante te xam ne réew mi ñëpp ñoo ko bokk ñi am laago ñi amul laago ku fi am ndam Sénégal gépp ñoom ñooy bokk li nga xamante moom moo di ndam li voilà mu amee mooy tey jii ngay seetaan Dieynaba wala ngay seetaan Bessél te comprendre lu ñuy wax nga jàkkaarloog télé bi di xool image yi tey jii télé yi tey ak nu mu mën di demee rek te suñu télé nationale commencé woon na ko fi di wut ñoo xamante ne tey ji dañuy def langage des signes di traduire parce que tey lu xew ci réew mi tey ji yàlla tere jëye bu fi amoon mën nañ koo bañ a yëg parce que li ñuy wax duñ ko xam nga bedd déjà duma ko tuddee sax beddi mais loolu rek day tax ñoom ñu sentir seen bopp ci seen réew donc tey nga def loo xamante ne ni tey ji ku ci nekk boo génnee télévision même téléfilm yi même documentaire yi journal télévisé ñoom dañoo war a xam li xew ci seen réew parce que duñu dégg te mënuñoo wax donc tey boo defee langage des signes dañ koy comprendre parce que professeur yaa ngi fi di leen ko jàngal c'est très important donc ñaatam en tout cas tey clip bi ni ñi waaj a teg nii dañ koy may ñi nga xamante ñoom ñoo kon daal di dund ak laago neneen ñoom dañuy mës a daan sa fu ñu ne ak ci lu ñu mën a yëngu ak façon laago bu ñu mën a am ñoom ay daankat lañu ñu ànd ci ak Aboubacry Samb bu ñu ñëwee nag waxtaan ak oustaz ci li nga xamante moom mooy wàccaayu kon lii di weeru koor bi nga xamante ni léegi ñi ngi ci ay bés bii ñu dëgmal lay doon ñu seetaan Aboubacry Samb yow daan nga maa ngi ko doon wax pour aussi sargal ñi nga xamante ni ñoom la ñaatamba àndaloon ci rubrique décomplexé jàpp sëfula di leen wax ne ñoom ay daankat lañu 10h42 minutes fileeg disons 11h20 ñu kon xajal Pa Thierno Ndiaye mu kon daal di ànd ak yéen ci yeewu leen plus mais wax naa leen ko peut-être mardi wala mercredi danañu rek daal di koor mais voilà loolu peut-être ñu wax ci koor gi. waaw Dieynaba xam nga koor gi moom daanaka yegg si na. ñu ziar bu baax al Khalifa. suñu papa Serigne Babacar Sy Mansour. fële sa Tiwaawan di turandoo Serigne Babacar Sy mi ki nga xamante ni moom la doon way léegi fa tabarakallahu macha allah Aboubacry Samb al Khalifa ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp radiyallahu anhu koor gi nag ñëw na. waaw waaye mooy rek ma ziar sama benn yaay fële sa Kaffrine Adja Fat Ndiaye di yaay si Cheikh Abdourahmane Daw ak Binet maman ñu ngi ziar bu baax waaye weeru koor bi Dieynaba dafa nekk weer woo xamante ni dañ ko war a sellal nekk weer woo xamante dañ si war a jaamu yàlla nekk weer woo xamante ni dañ si war a topp suñu borom subhanahu wa taala suñu kéem kattan liñ si war a njëkk a xam mooy que ne koor farata la si ku góor ki ak ku jigéen ki doon muskallaf te amul benn ngant boo xamante ni charia nangu na ko daf ko war a woor parce que yonent sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ne l'islam bu dee bâtiment 5 pieds yi ko téye koor si la te mooy ñeenteel bi boo seedee ne yàlla kenn la jaamu ko bul ko bokkaale seedee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko yónni muy ab yonent ngay julli juróom di natt azaka di weeru koor juróomeel bi mooy nga dem aji màkk benn yoon sa dund bu la ko sa poos ak sa yaram mayee donc loolu nekk na loo xamante ni ku nekk da nga si war a bàyyi xel jullit bi nag yàlla dafa woon si alquran bu yàlla addoo wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam addu li ko war mooy mu def li yàlla santaane ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam képp ka nga xamante ni da nga toog ne doo woor ñu ne la foo ko teg nga ne parce que dama ko mënul nekk topp sa bànneexu bakkan rek yow jàppal ne bàyyi nga benn si ponk l'islam yi te képp koo xamante ni ponk l'islam yooyu da nga ko bàyyi ngir sa bànneexu bakkan kese yow génn nga sa bopp si diine yow yaa auto exclure
sa bopp te loolu ñun ñëpp dañ si war a bàyyi xel beneen bi itam nekk la nga xamante ni ñun ñëpp dañ si war a bàyyi xel muy li nga xamante ni moom moo di koor kenn du ko def tant que weerul feeñul wala dégguloo ñu ne la Chaabaan bi ñu nekk 30 jours yi mat na waaw mooy weeru Chaabaan mooy weeru Chaabaan ñu ngi si bu jeexee rek dañuy dugg si weeru koor mën nañu woor 29 jours ñu séentu woor bi gis ko donc Chaabaan jeex na dañuy xëy dañuy woor waaye itam mën nañ woor 29 jours gis séentu weer bi gisuñu ko ñu mottali 30e jour sa ëllëg sa ñu daal dee li nga xam ne moom moo di koor parce que weer si l'islam du weesu fanweeri fan. moom kan lay war moom koor. ah koor kan lay war. koor kan lay war wax naa ko léegi. nee naa ki nga xam ne amul ngant dafa doon jullit. ba pare doon mu kallaf. ba pare nekk ka nga xamante ni amul benn ngant ba nga xamante ni sharia nangu na ko. kon ku dul jullit mënul woor. si l'islam la ñuy waxtaan. moo tax ma ne juróomi ponki l'islam yi si l'islam la ñuy waxtaan. képp koo xamante ni bokkuloo si diine yi l'islam tegu la koor parce que bokkuloo si diine ji. ñi bokk si diine ji moo tax ñuy waxtaan si li nga xamante ni moom moo di weeru koor. waaye bu ñu nee weer wi feeñ na jullit bi li mu war a njëkk a def da dégg ñu ne weer yi feeñ na ñu ne nañ dem naafila ji déedéet bu weer wi feeñee xam nga lan nga war a njëkk a def mooy yéene. fas yéene woor weeru koor gi yëpp ba pare léegi nag booy naafila nga ko dem daal day def li nga xamante ni moom moo di sa naafila bu fekkente ne jigéen bi nga xamante ni nag setul te weer wi feeñ na moom na bàyyi ba set door a yéene pour door a mën a tàmbali li nga xamante ni moom moo di kooram loolu tamit dafa baax ñu préciser ko beneen bi itam muy li nga xamante ni moom la ñuy waajale koor mooy amul benn jullit ba nga xamante ni amuloo sañ-sañu dog sa koor te amuloo ngànt woor ba mu neex la rek nga toog ne dama xiif wala dama envie naan café wala dama j'ai envie de boire quelque chose dem naan dara parce que da nga xiif te togaloo ko fen loolu jullit bu ko def nee naa la sànq def nga bàkkaar ba nga xamante ni bu rëy la te koo xamante ni da nga dog sa weeru koor bëccëg te amuloo si benn ngànt boo xamante ni sharia nangu na ko am na la nga xamante ni moom la ñuy teg si li wala yenn saa yi guux ndox ba mu neex la naan tayuma ko moom moo di ay naan foofu tam day am benn sew sew ba mu neex la nga ne waa dafa jàll rek tayuma ko waa tey rek xam nga par exemple foofu benn sew sew dafa am naan jàllul fii waaw maa ngi ñëw dafa am benn sew sew waaw boo xamante ni par exemple da nga rëcc waaw si bëccëgu weeru koor nga lekk waaw wala nga naan wala nga def ko juum lañ la wax da ngay foo ko fàttale ko bàyyil waaw mais da ngay fay da nga koy fay doo ko fay boo juumee wala nga fàtte mais fekk ne que da nga juum waaw mooy li ma wax kay leer na boo waaw non dama bëgg nga insister si loolu boo juumee wala nga fàtte doo ko fay ndax yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ki nga xam ne dafa juum lekk wala mu juum naan kooku du fay ndax yàlla moo ko dimbali leel ko si bëccëgu weeru koor kon loolu benn point la ak jigéen ñi di togg des fois di ñam waaw def nii rek affaire bi jàll waaw ñam bi nag dafa am loo xamante ni noonu nga koy ñame jigéen ñi war nañ siy bàyyi xel li ñuy ñam tamit nañ fexe ba bu mu jàll parce que làmmeñ mooy ñam waaye pour du ñam dëgg la de pour du ñam de pour du ñam làmmeñay ñam mais ñam jàllale ba mu baax ba pare naan dama doon ñam déedéet làmmeñ mooy ñam tey jii kaani ku ko teg si tata làmmeñ da nga xam ne kaani la wala saful kaani suukar noonu lem noonu du dëgg kon làmmeñ mooy ñam waaye put waaw boo pare nag nga génn ko ba pare nag gàllax ndiku bu dee mënul ñàkk mais am na ay toggaloog yoo xam ne mën nañ ko togg ba mu sotti macha allah lépp neex te duñ ko ñam loolu Alfi la may fàttali macha allah waaw Alfi la may fàttali Alfi voilà ñu ngi koy nuyu Alfi danaan togg ba pare donc du ñam xorom bi donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Alfi moom ak waa këram yëpp oustaz beneen bi itam jeyna ba mooy ki nga xamante ni dafa setul nekk jigéen wala ki nga xamante ni dafa nekk góor am ngànt bu sharia nangu kooku itam ngàntam loolu ko sharia nangul bu mu ne ñëpp a ngi woor man dama am jom ñëpp a ngi woor sama ngor wala sama dignité mayu ma may lekk wala mu mayu naan déedéet l'islam ni mu bëgg si ki nga xam ne dafa am ngànt lu sharia nangu mooy bu mu woor gis nga ni mu bëggee kii amul ngànt di woor noonu la bëggee kii am ngànt bañ a woor am nga ngànt l'islam nangul na la ko ñu teg ko si ay firnde yu wóor bul woor ba ker balaa ngànta loolu di la tegg ko nga daal dee def li nga xamante ni moom moo di sa koor. naa benn question de boo ma ko mayee. bismillah waa ji dafa tëdd moom guddi. ba bët set fanaanoowul ne weer wi feeñ na. te yéenewul mu xëy suba ñu ne ko bis bi kat benn fan la ci koor. moom nan lay def ak jour boobu ci koor. waaw kooku day continuer woor nit ñi woor. day continuer woor. bis boobu da koy fay wala. bés boobu nga xamante ni dafa ñëw. parce que yéene bi dafa war a dugg. bés boobu da ngay woor mais du tee da nga koy fay. parce que yéenewuloo te dafa bokk si yéene si li nga xamante ni mooy tax nga dugg si koor gi mooy yéene ndax innamal a'malu binniyaati wa innamal li kulli imri'in maa nawaa loolu dafa nekk loo xamante ni itam dañ ko war a bàyyi xel kii itam dafa tuub
ci bisu weeru koor waxtu tusubaar ci la tuub day continuer koor gi wala day bàyyi ba beneen jour maadaama dugg na si l'islam bi mais période boobu mu duggee si l'islam bi day waxtu wi mu duggee si lay commencé mu ngi mel ni rek par exemple nit tuub tisbaar julli tisbaar jot day dem lii jullit yëpp di def mu def ko ngir julli ji tisbaar du xaar ba ne ba damay comme julli mu woon suba damay bàyyi ba ëllëg ma daal dee tàmbali déedéet boo tàmbalee rek da ngay tàmbali comme tuub nga dugg si l'islam 14 heures ñuy julli tisbaar 14h30 da ngay dem julli tisbaar 14h30 dugg nga si l'islam ba cëgi weeru koor la des sa bés ba da nga koy mottali bu bés bu jàllee am na ñu ne bu jàllee nga fay ko am na ñu ne comme avant loolu nekkoo woon jullit jarul nga koy fay waaw duñ la ko topp comme nekkoo woon jullit avant ngay woor kon loolu kenn du la ko topp am na ñu ne comme dugg nga si bés bi si l'islam te bés boobu dañ koy comptabiliser da nga koy fay mais ak lu mën a xam wallahu aalam yàlla moom moo xam donc loolu tamit baax na ñu préciser ko ak ñi def wooru gàlle ndax l'islam dafa bari ay école bi day jàngale wax lii école bi day jàngale wax lii donc boo yemee si benn école rek ki jàngale neen man na réer wala mu jaxasoo wala mu jàpp ne da ngay wax yow loo xamul moo tax da ngay wax ne école bi lii la jàngale école bi la jàngale mais léeg-léeg ñu ne jumhurul ulama maanaam li ëpp si borom xam-xam yi nag ñi la ñu dëppoo boobaa nag booy def da ngay def li nga xam ne borom xam-xam ñi ëpp si ñoom li ñu dëppoo yow nga def loolu lu lay merloo ak wooru gàlle wooru gàlle woo tàggoo woor sa kër boo génnee dugg ci restaurant yi bëgg naa tam après nga leer wuy ma bàyyi wooru gàlle bi ba pare parce que ñun ñëpp jaar nañ ci farata yi ak sunna yi wuy ma parce que léegi gis koo xamante ni day def benn affaire ñu ne ko yow sa koor yàqu na te fekk na loolu yàqul kooram wuy ma bàyyi wooru gàlle ñun ñëpp jaar nañ ci bàyyi fàttali ndeysaan sama papa dañ wooru woor kaay julli ma ne ko non dama am ngant mu ne ma yow xanaa chaque jour nga am ngant donc wooru gàlle oustaz xam nga loolu Thierno Ndiaye ndeysaan da ko mos a wax mu ne ma ñëwal nit du bind boppam lettre koy bind lettre bi nga ne sama bopp koy bind SMS bi koy sama bopp koy bind note bi mu ne nga ne sama bopp mu ne nit du bind boppam lettre maanaam lan say déggee mooy que ne yenn yi nax sa bopp la te nit du nax boppam suñu borom jërëjëf shukran suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni xam na lépp xam na sax li ñu xalaatagul ñun xam na sax li ñu naragul xam na li ñu waxagul nga defee ne gisu la yow xamuloo li xew te nit ki dafa am loo xamante ni boo xasee ba dugg si waroo si boole ay tappale te weeru koor du weer bu ñuy tappalee tàggoo sa ñëpp xam ne sa kër da nga woor boo demee fa la ñu lay mbaxalal ak di la defal ay dibe di la defal ay café yi kenn xamul ñàkk personnalité mënul weesu loolu kon jullit bu nekk dafa am loo xamante ni da nga ko war a bàyyi xel si côté boobu noonu muy li ngay wax muy wooru gàlle l'islam xamul loolu l'islam xam nga lan la xam boo nekkee mukallaf amuloo ngànt bu la sharia nangul bu woor jotee wooral bàyyil lekk bàyyil naan bàyyil waxu caaxaan bàyyil xool lu xoolwul bàyyil dem fi demul bàyyil laalu ainsi de suite ndax sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al ju' wal atash nee na bari waay na kuy woor te kooram amusul dul xiif ak mar xam nga kooku mooy kan koo xamante ni bàyyi na lekk bàyyi na naan bëccëgu weeru koor waaye ma ngay jëw ma ngay sos ma ngay jaxase ma ngay dëgg si lu yoonam nekkul kooku kenn du wax kooram baaxul mais mën nañ valider kooram jël tuyaabay kooram jox ko keneen xam nga am nga koor waaye yiwu koor bi jël nañ ko viiral nañ ko keneen parce que yàq nga deram sosal nga ko waxal nga ko loo xamante ni du dëgg te yooyu yëpp dañ koy def defe ne yëfu caaxaan la moo tax mu ne bari waaye na koo xamante ni day woor suba ba ngoon te kooram amusul dul xiif ak mar beneen bi mu wax ne man lam yada qawla zuur wala amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu nee na bu fekkente ne da nga woor te koor gi nga woor terew laa wax ju bon terew laa jëw terew laa fen ñu jéggal ma si kàddu gi terew laa rambaaj terew laa jaxase ay nit terew laa sos terew laa wax lu dul dëgg nee na yàlla soxlaawul ngay bàyyi lekk soxlaawul ngay bàyyi naan parce que boo wooree sa biir lu muy wooree ba doo lekk doo naan ak sa put ak sa gémmiñ sa cër yëpp noonu la war a woore woor di nelaw nag am na lu ko gën woor jàng alquran moo ko gën ndax ñu ngi si anniversaire u alquran boo mënul jàng alquran nga ubbi rajo bi déglu kuy tafsir alquran nga am yiw boo mënul loolu nga taal sa télé boo mënul loolu nga jël sa kurus xanaa laa ilaha illallah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waay jullit bu nekk nag mën nga ko sa xam nga ne am na ñoo xamante ne heure dog lañuy yeewu waaw mais ñooñu c'est-à-dire bu ñuy nodd dañuy yeewu le temps ñuy dog heure ba jot na am na ñu mel noonu dañuy nelaw ba heure dog xam nga loolu yaa ngi wàññi sa yool te
te weer bi ñu nekk loo si def si lu baax dañ koy multiplier kon yow li la war jullit bi mooy nga fexe ñu multiplier la li nga xamante ni moom moo di sa yool waaye bu fekkente ne yow boo jullee fajar tëdd balaa ngay naan jóg ñane la allahumma laka sumtu mais day daal dee doy waar déjà baal ma rek bësal 2 secondes yow tardé nga waxtu julli yu bari te inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta même bu dul weeru koor foofa suba jotee da nga war a jóg julli boo amul ngànte fu tisbaar jotee da nga war a julli fu takkusaan jotee da nga war a julli yàlla dafa wax si alquran mu ne waxtu yu julli yëpp dama ko utee ay waxtu yu fixe bu jotee ku amul ngànt lu sharia am nangu demal nga julli léegi nag nga ñëw ba weeru koor amuloo looy def yow lu dul di tardé ay julli parce que da nga woor da ngay tayal ghazwatu badrin al kubra bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam njëkk a xeex bëccëgu weeru koor la amoon 17e jour te dañu wooroon gàddu ay xeej ndox jafe dem na màkk mu tàng lool bari ay xeer mais tax tey l'islam yëg sa fi mu yëg si jàmbaar yooyu nga xam ne dañu jël seen alal joxe jël seen bakkan joxe jël seen njaboot joxe ngir l'islam mën a am ndam ba tey ñu mën a nekk si jàmm di wax yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu neexee saa suñu neexee te dara du xew kon saa yoo bëggee def safaan si bëccëgu weeru koor nga sa xel dem si ñoom te teewul dañu waroon bu julli jotee dañuy julli ji dëgg la si biir xeex bi kon julli day am pas-pas day am foi day am itam li nga xamante ni moom moo di ngëm-ngëm ndax weeru koor comme ni mu ko du weeru caaxaan léeg-léeg ñoo xamante ni dañ koy fawe ñoo xamante ni dañ koy tappale ñoo xamante ni dañ ciy def lu kenn xamul léeg-léeg nga ko ne da naan man waaw su ma ko sentir daal def ko loolu la tere war nga ne tàmm ma ko woon bi ma nekkee xel moo tax way julli nañuy tàmmal seen doom yi koor bu ñuy woor ba midi sax naan ndox wala mos dara dañ koy def waaye tamit di julli ndax dafa nekk loo xamante ni lu am solo bu ñëwee si naafila yi ndëkk ndax bari na bu quartier général commencé ñu joxe ay ne naafila tay bi nangam nga gis ku ne non naafila yi ni nangam naafila amul benn ba nga xamante ni dañ na la par force ni nga ko war a defee ku nekk yow yaay xool nu ko sa yaram antane ak moo ko mën a rek nga defe ko waaye itam imaam yi nañuy gàttal naafila yi si bëccëgu weeru koor c'est très important sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ida salla ahadukum linnaasi fal yuxaffif ñu ne ko lu tax mu ne fa inna minhum ad-da'ifa was-saqima wal-kabira wa ida salla ahadukum nafsihi fal yutawwil ma sha'a sallallahu alayhi wasallam nee na nit boo ñëwee di jiite ay nit na parce que nekk sa gannaaw nee na nga oyofal maanaam na nga gàttal ñu ne ko lu tax mu ne parce que mbooloo bi am na koo xam ne dafa faible taxawaay bu yàgg arrangé ko am na koo xam ne dafa feebar amul kàttanu taxaw jëmale am na koo xamante ni mag dikkal na ko mënul taxaw jëmale mu ne bu fekkente ni rek yow rek yaay julli sa kër taxawal suba ba fajar bu la neexee mais tant que yaa ngi jiite nit yi day leen sóor da ngay comme ne naan lan boo bëggee nga déedéet boo bëggee nga julli boo bëggee nga toog ñi nekk sa gannaaw itam da nga leen war a sóor parce que dañu am àq am na ñoo xam ne guddi gi la ñuy liggéey ay gardien lañ ñoom ne guddi gi la ñuy liggéey dañuy ñëw def sa quartier général am na ñoo xam ne guddi gi la ñuy liggéey dañuy yor ay restaurant te dañ bëgg naa fi la balaa ñuy dem ñooñu itam dañ leen di yenn saa yi sax par exemple xam nga si boo bu ñu taxawalee par exemple day am yenn saa yi dañ naan la da ngay def par exemple 12 lixlaas wala nga def tant de lixlaas pour compter bi sax yenn saa yi mën nga si juum daal voilà mën nga si juum parce que voilà xam nga naafila bi aussi voilà ñu taxaw foofu tuuti da nga koy def ñaar parce que naafila bi solo sax ni mu ko jàngalee boo defee ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal boo demee ba yëg ne yaa ngi bëgg a sonn wala bëgg nga arrêté nga def safa ak witar tëje ko li nga xamante ne moom moo di sa naafila ñaari rakk ak ñeenti rakk ak 6 rakk ak 100 rakk ak ku nekk loo man rek def ko naafila yi ñuy joxe nag nekkul naafila yoo xamante ni yu fixe la yoo xam ne ku ko dañ naan ku ko deful amul woon naafila beneen bi benn caw ko bu ndaw léeg-léeg nit laaj la ko ne la man de démb naafilawu ma est-ce que mën naa woor axa kay naafila boo ko deful du càgg na sa koor da ngay woor ëllëg sa baaxul wala koor gi nga woor si journée bi baaxul c'est juste dañ nekk weeru koor weer woo xam ne loo si def ñu ful ko ñu ne nañuy yokk naafila yi mais naafila bu dul weeru koor sax dafa war du lu war mais dafa baax lu war ak lu baax ak sunna dañ il faut ñu koy différencier lu war mooy loo xamante ni mënul ñàkk mais naafila bu dul weeru koor sax dafa gën rawatina nag si biir weeru koor dañ ko war a yokk ngir suñuy point bi gën a yokk donc loolu itam beneen cawka la boo xamante ni bu am solo la mën na woon nag bu ma ñëwee tey nekk na lu am solo bésal waaw man dama am benn laaj loolu moom man maa koy def moom man du ma nelaw guddi mais bu ma jullee fajar ba pare daal laay dem tëddaat nelaw ba 14 heures léegi man moom koor gi moom nu muy demee foofu ci man am naa koor wala awma koor da ngay nelaw ba 14 heures boo jullee fajar bu ma jullee fajar ba pare maanaam ay côté 8 heures man laay tëdd man guddi gi yëpp daal du ma ko nelaw weeru koor
waaw mais bu ma jullee fajar daal ay 8h laay commencé nelaw ba 14h ma yeewu jóg julli après waaw 14h kay mooy tisbaar yaa ngi si muxtaar bi yaa ngi si heure bi nga xamante ni te ba ngay julli suba fajar julli suba fajar ak suba nag bokkul fajar mooy ñaari rakka yi ñuy def buñ salaatoo ba pare juste après salaatu nga def ko waaye suba mooy bi nga xamante ni imam bi mooy ñëw taxaw ñu topp si gannaaw boobu laay wax bu ma ko defee ba pare waaw boo ko defee ba pare boo tëddee ba 14h yaa ngi si muxtaar bi boo jógee rek julli waaye rek na nga fexe ba boo yeewoo mais est-ce que 14h la yeewu wax ji moo nekk si oui 14h nga yeewu waaw mais nag li ma lay soññee daal wàññi nelaw yi wut am mayata ba naa si di ko jàng mais tamit bu ma nelawul dinaa feebar wàññi ko rek wàññi ko ndax weer bi wàññi ko ndax weer bi Mamour mooy sa oustaz waaw wàññi ko rek ndax weer bi man loolu laa leen mais mënu ma ko nag man xam nga en fait dama tàmmoon liggéey guddi boo xam ne ni dañu doon commencer presque 20h ba 5h du matin 6h du matin dama dem ba léegi dama am habitude boobu booy animer rajo mooy bi may animer rajo guddi gi voilà looloo tax na léegi dama dem ba tàmmatuma nelaw guddi gi man naa julli fajar ba yaa ngi dundal guddi gi kon ba yaa ngi koy dundal ci wér ak zikar en tout cas daal du ma nelaw guddi yàlla moom xam na lu tax du ma nelaw guddi foofu rek laa yem en tout cas am na solo bu baax a baax oustaz xam naa ne bu ñu toppee laaj yi donc dana ci la ñu yendu voilà émission lay deew comme émission bi doon daw RTS tontu bataaxal waaw donc waajal koor voilà parce que xam nga tontu bataaxal voilà c'est ça oustaz waajal koor il faut ma am ñu ma rendre hommage waaw muy Alaaji Ousmane Gueye boobu nekk macha allah c'est ça nga xam ne moom moo doon joxe question yi ba tey sax léeg-léeg ñu topp ko ndax këyit bii nga xamante ni moom lañ ma yónnee ba may am bourse Tunisie moom moo ko indi ba sama kër boobu maa ngi yor benn école bu ndaw di jàngale alxuraan ak arab génn récréation ñu daje si buntu kër bi mu ne ma ana sa yaay comme ay promotionnaire lañu woon ñoom ñaar ndeysaan yàlla yërëm mer bi boo leen ñëw jini xaare ko aljana ñu daje ñu jox ma ko moo tax lettre musulmane man dama naan te dañ si jàng lu bëri itam ndax ka fay toog Hadji Moustapha Gueye di borom xam-xam bu sell di borom xam-xam bu yiw di ku am xam-xam Hadji Moustapha Gueye man je demande solennellement nañ ko rendre hommage. C'est ça. parce que rendez nos jàmbaar hommage à leur vivant. Alaaji Moustapha Gueye comme ni ñu ko def ak Amadou Mokhtar Mbow c'était magnifique. Alaaji Moustapha Gueye. bu lettre musulmane. nañ ko rendre hommage. ndax liggéey na si réew mi te borom xam-xam la. te lu bëree dimbali na si jaamu yàlla yi si li nga xamante ni seen jaamu yàlla la yàlla guddal fanam. mooy ko wér si barke amiin sallallahu alayhi wa sallam. mais incha allah comme li ngeen wax rek buñ toog yar ñu parce que xam-xam aussi. kenn monopoliser wu ko. waaw bu ñu indee loo xamante ni xëy na am na lu ñu si for. ñu partagé ko bu ñu faral ñu dem wëri ji kàddu yi rek bibliothèque bi. c'est ça ubbi ko bu ñu ñëwee rek laay biir. mais lépp lu ñu wax rek yàlla def mu nekk. amiin sawaab bi ñu en tout cas li ñuy wax li ñu fi waxoon nañ ko daawaat ci géej mais la répétition est pédagogique. te am na yenn situation yoo xamante ni il faut ngay répéter di update kon li nga xamante ni moom mooy xam-xam bi mais aussi yenn ci li nga xamante moom mooy suñu dundin ak nañu koy defee surtout ci weerum koor gi donc am na solo bu baax a baax oustaz li nga rek daal di indi fàttali kon nag danañu woor mardi wala mercredi donc incha allahu rabbi yàlla nañ ko tàmbalee bisimilahi rahmani rahim jeexale ko alhamdulilahi rabbil alamin comme nañu koy defee nag at bu nekk yàlla bu kenn manqué ñëpp dund kon weeru koor gi ci jàmm ak salaam mais surtout yàlla may ku ne li nga xamante ni bu heure ndogu jotoo di nga mën a kon ndogu ci jàmm ak salaam te doo ci mën a sonn maanaam dang-dang mi wàññeeku bu baax a baax chaque fois dama koy wax oustaz Alioune Sall dama koy waxee mu may ñu dara ci poos yi ngir ñu mën a teral suñu bopp teral également ñi nga xamante ni ñoom ñoo wéeru bu baax a baax ci nii koor gaa ngi ñëw koor gaa ngi ñëw fi mu ne nii man de maa ngi jàpp si cooncamu kuy daw waaw wax naa ko Ndiaga Ndour Demba ne naa ko koor gaa ngi ñëw de macha allah nga jéem a libéré tuuti incha allah mais xam nga moom dafa mën a tooj nee na oustaz yi dañ yokk seen salaire si koor gi ma ne ko mais pourquoi koor gi rek non dañu yow kay nañ dàllal rek mais bu ko yemale si koor gi macha allah yàlla def ñu woor si jàmm amiin te li si ëpp importance de xam nga mooy lan kuy woor rek ñaanal yàlla nangul la sa koor c'est ça c'est très important nañuy jàppalante si koor gi di solidarité di joxe ay ndogu di taxawu néew di doole ji rawatina si weer koor c'est ça salaasam dafa waxoon ne na ngeen moytandiku safara donte la ngeen di jël benn tàndarma saraxe moitié bi mu ne ko moitié tàndar mu ne waa ngeen jublu si rek yàlla musal leen si safara te boo ko defee si weeru koor ki nga ko jox mu dog si
tuyaaba bi mu am da nga koy am booleeg sa tuyaaba c'est ça très important donc solidarité bi na gën a bari donc Alaaji Malick li ñu cërale woon ci waxtu jeex na peut-être avant ñuy rek daal di tàggoo ñu ñëw ci anniversaire yi mais balaa ñuy ñëw ci anniversaire bu njëkk bi ñu ñëw ci perdu de vue bu nekkee mun nga ñu rek won photo kii di Issa Camara nekk doomu maman Bari ak Youssou Camara moom nag une semaine a ngi nii kon gisuñu ko moom xale bi donc Issa Camara nekk doom ci maman Bari ak Youssou Camara une semaine a ngi nii gisuñu ko pour gis xale bi mun nga rek daal di dem daal di woote kon ci 77 440 26 17 77 440 26 17 moom Issa Camara donc dafa réer mën na léegi une semaine donc yal na yàlla nit yoonam ba mu kon delluwaat ci kanam ci wetu ay mbokkam wetu kon ay wayjuram ku ko gis kon woote leen ci 77 440 26 17. On va souhaiter un joyeux anniversaire donc à joyeux anniversaire Baye Fall bi Yuyu Baro donc mi suñu Youssou bi la voilà Yuyu Baro tamit ñi tamit donc Yuyu Baro ñu bindee ko ni moom moo ko bindal boppam. moom na am de moom la de bari feem nag. Youssou Baro joyeux anniversaire à toi caméraman la fii ci télévision Futur Média donc on te souhaite la totale dundal donc Baye Fall bi donc Youssou Baro de la part de toute l'équipe de TFM l'équipe de production équipe de rédaction bi ñëpp ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Émilie Marie Mang, joyeux anniversaire à toi Émilie. Donc on te souhaite la totale pour cette journée. Happy birthday Ndeye Thiam Tall Ndiaga Mbaye de la part de sa sœur Soda Mbaw ak de toute sa famille. Donc ñoo lay souhaiter un très très bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Ndim Thiaouba, c'est de la part de toute la famille Cambérène ñoom ñoo lay ñaanal gudd fan ak wér. Joyeux anniversaire petite sœur Fatou Laye, joyeux anniversaire Fatou Laye. Donc vis bien et longtemps, que le bonheur du monde soit avec toi, c'est de la part de Ndeye Ami Laye. Un joyeux anniversaire à notre très cher marabout, Thierno Cheikh Omar Bachir Tall, donc le bienfaiteur de la famille omarienne. C'est de la part de Awa Tagali, c'est de la part également de Bessel, de la part de Oussas. Donc ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér Seydi Tall, Thierno Omar Bachir Tall. Donc ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire yo Allah jurnu baldema accimodo ha boya ngona jesam amen. Donc joyeux anniversaire Seydi Tall. Joyeux anniversaire à ma charmante et adorable sœur Anta Diagne. C'est de la part de ta sœur Awa Gaye bu kon télévision Futur Média moo lay souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à mon fils Mohamed Sané, que du bonheur. Je te souhaite de la part de ta maman Ndeye Sène ak Ndeye Anta. Joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Kane moom ma nga ca Parcelles Assainies unité 26 foofu sama koñ la. C'est de la part de toute sa famille. Donc Ndeye Fatou Kane, on te souhaite un très très bon anniversaire. Happy birthday à Binta moom ma nga ca Bargny Binta donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday à ma petite sœur Botor Bokoum, Madame Dieye. Je te souhaite une très longue vie, santé, réussite et plein de bonheur. C'est de la part de Mounas. Happy birthday donc Mam Sere Faye bébé, joyeux anniversaire à toi dundal màggal ba teral kon sa ay waajur. Joyeux anniversaire El Hadj Ndaw suñu Afrique Radio donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire donc El Hadj Ndaw suñu Afrique Radio moom je pense dama doon dégg turam lu bari ci Alioune Diassé donc je pense que moom la El Hadj Ndaw on te souhaite un très 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 bon anniversaire. Joyeux anniversaire à notre badiane Koudjaba Poulo Djeri borom naki ak meewi. Donc yow nga dund lu bari donc on t'aime très 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 fort badiane Koudjaba ba Poulo. Donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mben Mbaye donc la Lyon Men voilà ça c'est de la part de Mami maquilleuse fii ci TFM nekk suñu rakk Men donc Mami mu ngi lay souhaiter un très 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 bon anniversaire dundal wéral yow tamit yàlla bàyyi la bu baax a baax suñu kanam. On te souhaite donc la totale. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Zeynab Silla, joyeux anniversaire Madame Fall, c'est de la part de ton mari qui t'aime plus que tout donc et de ta chérie Koumba Konté, donc le meilleur pour toi ma puce. Joyeux anniversaire à mon amour, mon mari, mon ami Mamadou Diassé,
donc Mamadou Diassé, c'est de la part de ta femme et donc Diassé également. Je te souhaite un très 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 bon anniversaire. C'est vrai que j'avais prévu de lui souhaiter un joyeux anniversaire, Mamadou Diassé. Donc joyeux anniversaire mon grand. C'est de la part de moi, de toute l'équipe de Yeewu Leen, de la part de ta femme. Nee na qu'elle t'aime beaucoup et de la part de toute ta famille. Joyeux anniversaire Diassé. Dundal wéral. Bon anniversaire à ma petite sœur Nilou. Donc longue vie à toi, santé, prospérité, baax bëgg ay magam toujours présente et serviable. C'est de la part de toute la famille Diop. Un joyeux anniversaire à Siga. Siga, joyeux anniversaire à toi, waaw. rakk la donc di Siga Sall di caatu Hajjaba daali mani kumbarella kumbel mbeɗo ñaganoma Seydi Sall judde balɗe cellale sellirede kodda Hajjaba an andi ko jiɗɗa e nder ɓernde ma yo Allah waɗan ɗum datta totti kam teddugal kono ngal teddugal mbeɗo ñaagui jomirawo joom bawɗo yo Allah rokkuma teddugal ngal dokkuɗa kam Seydi Sall toroɗo mi salminima happy birthday to you. La Linguère du 10 avril. waaw sama rakk la moom jël ay affiche de. moo ngi noonu gis nga ko de. voilà caat la nag moom mooy caatu Hajjaba. ah macha allah voilà moo tax donc daf ma jox cër. daf ma jox cër bu rëy a rëy ci man muy Siga. donc dama koy ñaanal gudd fan wér ak wérle rek. waa mu gën a gudd fan sama maam Daali Sow. gën a gudd fan sama maam Cheikh na sax Saad bu xayaatul kon nag maa ngi lay ñaanal si sa barke maam Cheikh na sax Saad bu yal na la yàlla may gudd fan wér ak wérle. Maïmouna ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Maïmouna madame Mine donc très adorable on t'embrasse ma chérie. On va souhaiter un joyeux anniversaire à bébé Sokhna Faye caatu yaayam xale mignonne gentille donc et c'est vrai c'est de la part de papa maman et de ta grande sœur donc Tata Choubou qui te souhaite un très 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 bon anniversaire. Bon anniversaire à tous les natifs donc de ce 10 avril tey le 10 avril. tey la ñaata. tey le 10. tey le 9 donc xam nga ne weer bi sori na te deewagul. maa la wax lii de. Joyeux anniversaire à tous les natifs de ce 9 avril 2021 yàlla may leen gudd fan ak wér vraiment li ngeen bëgg comme ni ko Bessel waxee léegi ci pulaar yéen a ko xam yal na leen ko yàlla rek daal di defal 11h10 jot na li ñu cërale woon ci waxtu daanaka jeex na gis naa pàccee romb léegi di ñu piis di jox ne heure bi jot na may ñu rek 5 minutes ñu rek daal di tàggoo Mamour oui ma nu mu tudd sax Régie El Hadj Malick imam dimbali leen ko wane leen ko ci suuf ayca bisimilah ayca commencé Mamour ayca yéena ba de yi lay def waaw di sant bu baax nag xam naa ma ñëwati ci Ali Cordonnier rek nekk ca Golf Sud numéro bi nekk ci 77 032 27 60 jëna ba da nga ko war a fay 77 032 27 60 waaye yi muy def nag baax na ci lool waaye tey nag di jaajëfalaat bu baax a baax Ibrahima Ali wax naa ko président association bi di United Projet moom jox yëre bu yanj bi ni ma daal dañ lay décorer ci liggéey bi ngay def ci daara yi ma ne ko li may def as néew kon yéen a ngi koy gis kon nag soññ la ci ñun rek dinañ gën a góorgóorlu bu baax lépp loo xamante nii rek luy dimbali jeunesse bi la ci lu baax rawatina ñooñ daara dinañ ci jàpp bu baax a baax jeene ba di ko ñaanal nag yàlla projet yi nga xamante ni mu ngi koy sumb ngir day def ci social bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax jël si nañu ñu ànd ci ay daara yu bari muy joxe ay dons yoo xamante ni daara yi dañ koy soxla kon ñu ngi koy ñaanal bu ñu amee ci moom lu ma téeméer rek defe naa ne lépp luñ bëgg ci jeunesse bi dinañ ko am waaye nag di sant bu baax a baax comme tey mooy àjjuma bu mujj ci Yeewu Leen bi ñi nga xam ne dañ ma doon jàppale Fawzeyni Couture doon jàpp ci yére yi ñii ci dàll yi ñii ci montre ñii ci verre ñëpp sant naa leen waaye di santaat bu baax ñi nga xam ne nag jay na ba ñoo may dimbali ci côté tournage yi xool damay am lu mat 4 daara wala 5 yoo xamante ni dama koy kale teg man damay dem rek tourner li ci gën a yomb kon mën naa ne man maa koy def muy ñëw fii rek lancer élément bi kon li ci daara équipe la boo xamante ni ñi ngi ci ginnaaw di ma dooleel ay sëriñu daara ay donga daara rek seeq ko bëgg alxuraan lool waaye ñu gis ne itam sénégalais yi ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla bi ñu commencé rubrique bi ba léegi ngay gis ay mag dalay woo wala xale yu ndaw di wane seen cofeel ci alxuraanu karim nga xam ne bëgg nañ jàng alxuraanu karim kon ñu ngi leen di ñaanal yiw bi nga xamante ni ñu ngi koy am ci alxuraan yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala boole waaye nag di santaat bu baax a baax président Youssou Ndour ndax wax dëgg yàlla xëy na gise bi demeewul noonu yokk nga soos bi de gise bi daa demeewul noonu dañoo dajee ci màggal gise bi demeewul noonu xam nga dañuy ñëw def suñu liggéey rek dem xam nga lii bu amee tey du ma yem foofu sax damay nuyu kilifa kër gi yëpp ndax gise bi demeewul noonu dañoo dajee ci màggal gi suñu kër sëriñ ndax ñun waa kër suñu chambre lañ kër soxna Bari ñu dajee foofu comme gise bi demeewul noonu ma ziar ko rek waaye itam teewul ci mbooloo mi foofu la seede maanaam ay kàddu yu rafet yëkkati ko ci suñu jëmm yi di rafet bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci daara yi ñun nag amuñu dul alxuraanu karim ci la ñuy nekk ba xëy sàngu suuf kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal di ñaanal itam suñu kilifa yi ñu yaatal bañ mën a amal liggéey bi ñuy def ci daara yi dalee ko ci njaga
ba ci Buuba Birane madame Ba Aïssata ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax kat yombul ci télé yi ñuy gis wax yàlla ñu ngi seetaan télé yëpp waaye àjjuma bu jot daara di teewal télé ci télévision Futurs Médias lañ koy defee te ñun ñi yàllaa ko jaarale ci suñu jëm yi du suñu xam-xam du suñu kii waaye ñu ëpp xam-xam dàquñu ko ñu ngi ci ginnaaw di ñu bàyyi xel kon lépp daal lépp lu nu juum rek loo xamante ni suñu matadi la ñun ay xelal la rek dañuy jàng saa bu nu juumee nañ ñu koy jéggal saa bu jubee rek yàlla ñëpp bokk jëriñ di baal xaq ñëpp di baal xaq ñëpp asalaamaaleykum maa ngi lay sant waaye du ma yem ci Dieynaba sax yéen ñëpp laa sant parce que yéen ñu may fit wax dëgg yàlla dañ doon ñëw fi mu metti lool ndax télé daa xaw a doy waar waaye yéen ñu poussé di ñu may fit dalee ko ci Pape Cheikh ba ci yow Dieynaba wax dëgg yàlla ngeen neex a bokkal jotaay loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax ku jara encouragé la xale bu am jom la parce que nee naa ko télé yombul parce que dafa am benn kilifa boo xamante ne moom moo ñu yar lu ñu doon wax généralement nee na booy feeñ télé wala di wax rajo il faut avoir les épaules très 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 solides pour contenir sa grosse tête et c'est très important boo nekkee ci télé nga xaw a wàcce tuuti sa bopp pour nga mën a di gën di jàng te gën di jàng boobu noonu mooy li la wax nga mën di ko dégg ndaxte yaakaar naa ne ku la jiitu ci nekk moom moo la mën a wax ne voilà moytu lii wala fii la ñuy taalee lampe bi donc boo toppee noonu rek insha allahu rabbi sa lépp dina rek daal di tegu ci yoon ci kàttanu kon yàlla insha allahu rabbi en tout cas di la encourager di la wax ne fa nga jàpp kon foofu la donc jàng tout nga teg ko ci kaw respect ci kaw mbégte mais surtout ci kaw nangu humble bi nga humble donc vraiment félicitations Mamour ci li ngay liggéey en tout cas ñun liñ ci mën dinañ ko ci def insha allah rabbi di sant na équipe bi ci ginnaaw monteur yeeg cameraman yi ñu leen di sant bu baax alhamdulilah Pathia dinañu rey de Oustaz gërëm la bu baax a baax sama essence si jeex dafa jeex émission bi waaw yàlla baax na sama essence dama panne essence nga may dee adna moom day dabe de dafa la ci jet da la demee woon umra keroog ba pare ne waxu ko essence ci jet privé la demee woon keroog umra du ma ko bàyyi kérosène ci dem wala kérosène wala dañ koy branché privé dem umra ci jet privé ba pare di am problème mu am kérosène wala yu ñuy branché dafa mel ne ñuy branché nga demee dama ne ñëwal yàlla dolli si Dieynaba amoon mbégte jàkkaarloo ak yow ñaanal Mamour yàlla defal ko wér ak gudd fan ba mu yeggale ak sa gom si barke alquran karim nga xamante moom la nekk di ko liggéeyee waaye la ma la waxoon rek alquran moo ni demee jàppate wa bàyyi rek incha allah lépp dafay baax fi moom kenn moomu ko lu ne keneen nga sa yëpp ñëpp la macha allah gërëm la bu baax gërëm Adja Bessel gërëm Adja ñaatam ak ñu doon topp ñaan suñu borom subhanahu wa taala mooy ñu kon ñu dugg si bismillahi rahmani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin ziar bu baax Alaaji Assane Gueye DG RFM ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ndax saa yu ma toogee yeewu leen ajjuma sama xel day dem si moom dëgg la ndax moo njëkk a téye sama teg ma fi tabarakallah macha allah di ma tette rek na ma micro kenn du ko téye nii ma daan dem def élément doon amee sax waaw kay mu ngi noonu yàgg na kon Alaaji Assane vraiment moom tamit chapeau yal na yàlla guddal fanam ko may ko wér si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne koor gaa ngi ñëw di nga sonn mais mu ñëw rek weer yàggul nga yéen la ziar mais est-ce que xam na yaayam Seck la sant mais yow Alaaji Assane lu maire bi nar a nekk moom waaw kay ba pare mooy maire Seck dafay jaral mu dem taal otom dem ba Thiès dóor lépp ñëwaat toog te nee naa woo ma naa ma maire bi laa seet woon ma ne ko bàyyi woo fa dara bu xam mooy El Hadj Assane Gueye da ngay dem Thiès boo demee Thiès di nga xam kan mooy El Hadj Assane Gueye ñaanal way juróom yàlla guddal fan amiin 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 ziar bu baax sama yaay bi ma doon wax Adja Fan Ndiaye di yaay si ki ma tuddee sama doom di Cheikh Abdourahmane Ndaw ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak binet ñaan ñëpp Cheikh bi maa ngi ziar bu baax ak njaboot bi ziar bu baax sama sëriñ Maodo Si ak Pape Makhtar Kébé moo ma jox salaatul fatiha Pape Makhtar Kébé bu sëriñ Maodo Si ak yaay Safiyatu ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér Adja Oumou Idrissa Gueye Mame Khady Ndiaye Cheikh Yassine Doucouré yaakaar naa jeex na de ak ku ñuy wax Nadir Samb macha allah Dieynaba yàlla na réew mi am jàmm amiin 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 cultivons la paix cultivons la joie cultivons le bien-être ay nit bu leen yàlla boole ñu bokk am penc dañuy soppante dañuy bëggante dañuy yéenante jàmm ndax kenn melul nen ku nekk la nga yéene nit ki rek loolu la yàlla di delloo kon yéene balu tañ sa la nañu yéenante jàmm tey waxalante lu baax nëbbalante ay ayib amul kenn koo xamante ni da nga clean à 100% bu neexoon yàlla tey jii nii ku xool sa morom sëgg waaye yàlla bu lay suturaal da ngay suturaal ay jàmm ku bëgg yàlla suturaal la àdduna ak àllaaxira del wax lu rafet di suturaal ay jàmm yàlla na jàmm yàgg ñu dajawaat fi gannaaw koor bi
ñëpp woor si jàmm yàlla nangu koor yi amiin kenn bañ a manqué si amiin amiin yàlla na jàmm yàgg si réew daaw de suñu koor gi metti woon na torop ak coronavirus bi torop sax torop donc yàlla na gën a yàlla te gis naa ne kaay mi commencé di gën di wàcc donc nañu yem ci nañu kon ñëw ci tendance baissière bi comme ni ñu koy rek daal di waxee léegi donc lu jëm sax ci ñàkk bi ubbi nañ ko ñëpp donc di am yaakaar ne dana rek daal di nekk souvenir boo xamante ne dañ koy fàttaliku rek xam nga ay di fàttali sax yenn saa yi di ree donc coronavirus bi 11h jot na ba teg 18 minutes comme nañ koy rek daal di waxee ñaa Dieyna alors merci à toi merci à toi remercier ñi ñuy bokkal plateau bi chaque vendredi plaisir la ñuy am et puis Mamour tamit comme ni nga ko wax rek jarul ñu ci dolliwaat dara xale la boo xamante ne nii macha allah day laaj ba pare humble wàcce boppam ba pare nangoo dégg voilà te du mer donc maa ngi koy encouragé bu baax a baax oustaz moom sama xarit la maa ngi ziar également Bessel sama xarit moom tamit sama xuloowaale sama xarit des fois ñu la musóor de des fois suñu kii waa moom a musóor nag mais musóor gaa ngi wadd rek muy defaraat looloo ma ci jaaxal mais merci quand même Dieyna kontaan bu baax a baax kontaan également ci ñu doon suivre ndax rek rubrique décomplexé jàpp sa fulla ci koor gi lañ ko dooroon donc joyeux anniversaire ci lañ ko dooroon ba tey ñu indi ko yeewu leen ça fait 4 ans déjà ou 3 ans je me rappelle plus donc ñuy wax rek ni ñu ngi sant ñëpp ñi ci àndaloon rawatina ñi nga xamante ne ñoo ñuy jàppale ci bu ñu ñëwee ci plateau yi du ñu solal ku ci mel ni Abdou Faye mi ngi nekk Génération Couture Wakam moom bu may ñëwal par 3 4 lay indi 5 donc maa ngi koy remercier bu baax a baax mi ngi fii ci en face marché bi ci Wakam ma bëgg ngeen seeti ko il est au 77 038 30 72 comme may gërëm di sant waa Génération Couture yëpp fële ca Wakam merci à toi Dieyna di sant équipe yi ñu doon àndal yëpp à l'année prochaine ba pare baalu àq waaw baalu ak bu ñëpp baax voilà di baalu ak ñëpp tey baal ñëpp ak tey wax ne suñu Sénégal yàlla nañu fi yàlla defal jàmm dàqal ñu corona bi ba mu nekk ay fàttaliku et puis di wax rek ni ñi daan def social nañ ko gën a yokk ndax ci koor gi lañ ko gën a soxla ñi daan liggéeyatuñu liggéey yi yàqu na nit ñaa ngi toog ci seen biir kër yi donc nañ leen fa fekk te ku ci nekk am na ñoo xamante ne nii du ñu tàllal loxo ñi ngi toog seen biir kër kon nañ leen fa fekk jox leen li nga xamante ni moom la ñu yelloon en tout cas merci beaucoup Niatam toujours un plaisir de partager avec toi le plateau et comme j'ai l'habitude de le dire léegi sa rubrique institution la ndaxte nee naa télé moom bu la yeewul rek daanaka jarul kon nga ci rek daal di yëngu te franchement rubrique bu am solo nga rek daal di indi décomplexé jàpp sa fulla nekk na ci rubrique disons phare yu yeewu leen ajjuma ji félicitations pour ni nga téye kon liggéey bi beneen félicitations à aussi Bessel mu ñuy faire découvrir donc chaque semaine les coins les plus reculés du Sénégal parce qu'il faut vraiment le faire Bessel debbo pullo jontaɗo ko moƴƴere maɗa tan taki ha haɗa haala ɗum tan walla mo wax ko ci wolof wax ko ci pulaar noo ko waxee rek ñu traduire noo ko waxee rek ma traduire maa ngi ko moƴƴere maɗa tan taki ha aɗa wiya ɗum kono andine hay goto ɓuranima moƴƴude comme ni ko wolof yi waxee rek wax si sa mbaaxu morom wàññiwul dara si sa mbaax donc sa baax rek moom moo tax yow it ngay wax waaye yow tamit gis nañu liggéey bu rafet bi nga xamante ne yaa ngi koy def nee naa leen liggéey bi géej la rek ku nekk da ngay tànk sa wàll bàyyi fa leneen keneen bu ñooy tànk de te du jeex kon yéen ñëpp maa ngi leen di baalu àq di leen wax baal leen ma àq man moom baal naa leen yàlla may ñu fekkee ko koor gi woor ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nangul ñu suñuy koor yàlla wàcce yërmandeem ci jaamam yi yal na yàlla wàcce yërmandeem ci jaamam yi yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar ñun ñëpp yàlla tappe xol yi ñun ñëpp ñu doon benn te ñu xam ne ñun ñëpp ñoo yem ci suñu borom nañu xoolante si suñu borom nit tey bu may xool ñaatam naa ko xool ndax yàlla bi nga xamante ne moom moo ma sàkk ak ruux bi nekk ci moom te ñu xam ne ñun ñëpp a yem kenn gënul kenn kon nag di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal kër gi waa TFM ñoom ñëpp bu ñu limee rek dañuy daal di juum kon nag Dieynaba jaajëfal ki nga xamante ne rek moom moo ma habillé muy kooku di Mbayang Kinouche donc numéro te mu ngi nekk foofu ca Liberté 6 foofu la nekk numéro téléphone am di 77 842 42 87 kon dem leen ngeen seeti ko mu defal
defaral leen ci tenue yi rafet yi jaajëfal ñëpp rendez-vous inchallah très bientôt. En tout cas la tenue est très fraîche. Donc félicitations à toi merci beaucoup merci Bessel fii la ñuy yem kon ci Yeewu Leen tey bi peut-être avant ñu jeexal yenn ci ay informations di waa promotion sortante bu médecine 2020 mi nga xamante ni dañ ko duppee kon dem ci yàlla Diane ak Maykan yaakaar naa noonu la ñoom dañuy rendre hommage seen camarade promotion yi nga xamante ni dañoo rek daal di faatu waaye kay marraine kon promotion bi di professeur Nafissatou Oumar Touré chef du service pneumologie bu hôpital donc Fann seen parrain nag di professeur Mamadou Diop nekk directeur bu institut Julie Curie bu hôpital Aristide Le Dantec ñoom nag dañuy def suba seen sortie de promo 2020 bu 7 heures du matin jotee ba 14 heures loolu samedi lay doon ca Grand Théâtre National kii di ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko nara rek daal di présider ak seen parrain au cérémonie di professeur Yérim Mbagnick Diop leneen nag ci ay xibaar jàppale ne madame Rama Diouf Faye di présidente association sénégalaise assistance talibé kon moom tamit dana fa rek daal di nekk mais aussi professeur Daouda Ndiaye bokk na kon na ci pareil ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants ya nekkoon kon foofee ca fac médecine donc promotion sortante bi bu 2020 dañuy rek daal di def seen sortie de promo suba ci samedi bi bu 7 heures du matin jotee jàpp 14 heures ca Grand Théâtre bu Ndakaaru aussi remercier Fatsi xaw ma ndax musóor bi xàmme ngeen ko oustaz ou pas musóor bi moom mooy miin na Ndakaaru bii 4 ans mi ngi nii musóor bi ñu yor ko musóor bi moom mooy miin na Ndakaaru Fatsi moom moo ko defar woon yàgg na maa ngi gis léegi ci message mu naam il faut ñu renouveler stock bi nu wax ñaawul de ñaawul kay xam naa ne ñaawul donc merci beaucoup Fatsi pour foulard yi nga xamante ni defaloon nga ma ko depuis 4 ans te ba léegi maa ngi koy takk 77 612 45 02 mun ngeen ko woo mu defal leen foulard mais aussi Bamba Couture pour ñaw bi mooy ñawal ak yéene Bamba suñu diggante man ak yow léegi Sénégal bi ñëpp seede nañ ko donc merci pour la robe Bamba mun ngeen ko jot ci 77 419 32 32 Bamba Couture moom mi nga xamante ni généralement yére yu bëri yu may sol Bamba Couture moo koy rek daal di ñëw waaye nag xam ngeen ne ñagaloo mi nga xamante ni moom mooy loo habillement moom nag mooy jaay bazin yi moom bu jaayee bu joxee bazin maanaam dagg bazin fa mu gën a baaxee mu dagg ko da koy jox Bamba daal di koy rek daal di ñëw moom moo yor kon lii di bazin yu baax yi donc ñi ngi jublu ci weeru koor xam ngeen ne korité bi léegi lañ koy rek daal di pare donc yéen ñi nga xamante ni da ngeen bëgg bazin yu rafet yi mun ngeen a woo kon njagaloo loo habillement pour rek mu jaay leen ci pour yéen pour seen borom kër ak aussi pour seen doom donc loo habillement mun ngeen ko jot ci 77 680 01 15 77 680 01 15 moom nag ma nga ca Padois Builders ci wetu kon ci wetu Nabil Choucair foofu kon ca Padois woo leen ko mu jox leen ci tissu yu baax yi merci à toute l'équipe technique qui était derrière avec la régie donc Imam Malik ñu ngi lay gërëm bu baax a baax madame Guissé sama doom merci à toi Pathier jegesil Pathier Thierno Ndiaye moom la ñuy rek daal di àndal ci Yeewu Leen plus di ko gërëm bu baax a baax comme ni ko ñëpp waxee nag ñu ngi bàllu bu baax a baax ak suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan saa su ne ñaatam wax na ko ñun baal nañ leen ak di leen jéggalu bu nekkee kon am na ay kaddu yu tegginewul wala yu jaarul ci yoon yu ñu rek daal di yëkkati ci émission yi di ñaan yàlla nag jàmm fii ci suñu réew yàlla may ñu koorum jàmm ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulilah jàmm ak jàmm ba après koor gi incha allah ci Yeewu Leen ajjuma ji